xam nga ñu def ci 50 production na am quoi. production na am parce que les voix sont là gars yi booy ñu ngi fi ñu ngi tàng jër. tàng jër rubrique découverte ñu seetaan Presse Baye Fall seetaan Ly Diop après ñu ñëwaat. Since day one, knocking on my head. Since day one, music, 6000 kilomètres, just for you, frappé à toutes les portes, looking for tous ces sacrifices. Je la cherche partout, mais elle m'a jamais quitté. On me dit que je suis fou, oui je suis fou d'elle. Sans elle, je suis pas debout. Elle me donne la force jusqu'au bout. Elle m'a appris le partage. Elle m'a appris la patience. Si généreuse et si douce. Et dans tous les cœurs, il y a de l'amour pour elle. Elle me donne le smile. Elle te donne le smile. Elle te donne le smile. Elle vous donne le smile. Mon soleil de minuit me rend tellement heureux quand tu es là. Je danse avec toi, tu as touché mon cœur, touché mon âme. Ouais. Voir le sourire sur ton visage, tu es l'ange de l'innocence. Ma plus belle mélodie, viens avec l'amour, avec la paix, dans la joie et l'harmonie. Elle me donne le smile. Elle te donne le smile. Elle te donne le smile. Elle vous donne le smile. Ly Diop Presse Baye Fall di sama doom yaay booy sax la may wooye maa ngi koy ñaanal di ko bon vent yàlla jàppale ko si li muy def yëpp mu nekk lu gën ci moom. Alors Dóor waar baana ñu ngi si jeexatal émission bi. c'est quoi les projets à part Bégué Fest bi moom incha allah xam naa dinañ ñëw. Inch'Allah, naka bien sûr, y a pas de mais à part ça lan souci. mooy say projet ñëw nga fii gis naa la si télé yëpp gis naa la si plateau yu bëri. donc bi yoon dafa mel na nga décidé def sa promotion gars yi gis. C'est ça en fait là dama jéem a teg benn espèce de projet qui consiste à se faire génne ay benn clip benn single tous les mois. Ok. Ça a commencé à partir du mois d'octobre. Freedom génn na en octobre. Ndank génn na ak clipam en novembre. Décembre ça va sortir peut-être plus début janvier. Ok. D'ailleurs boobu na ko ñëpp xaar parce que benn instant je fais ça avec Karazik. Ok. Et tune bi mi ngi tudd Président. Ok. Donc j'en profite pour annoncer pour le dire mi ngi ñëw ak. c'est quoi le message au président ban message ngeen di koy wax. te kooku surprise la yow tamit. ah mais yàqul dara parce que xam nga teaser dafa c'est quand les élections c'est le 24. c'est très bientôt. Donc c'est un message par rapport aux sortants ou aux rentrants. Parce que l'émission sera diffusée même période où. Donc c'est un message de paix, de conscience et de waaw. mais amul jàdd wax lu ëpp wala. Oh non reggae du def loolu. non reggae day sensibiliser reggae du non. du jaar ci digg pas de vulgarité. si mën day jaar ci digg mais sans vulgarité. ok sans vulgarité. ok à part single bi ngeen di waaj a génne yow ak Kara et puis ainsi de suite. Ça va sortir comme ça jusqu'au mois de mars. Et peut-être qu'en fin mars, début mai, juin, on va essayer de faire une petite compilation de tout ça. Et préparer peut-être une tournée ici au Sénégal. Au niveau national. Bi nga demee ba léegi est-ce que tu es une fois venu pour prester sinon gis nañ la ci concert u Express 24 décembre. Invitation, gis na invitation gis nañ la ci concert u Akhlou Brick aussi. Bien sûr. Ça c'est des invitations. Ça bouge un peu. Vu qu'on a eu à travailler avec eux,
On a eu à bosser avec eux, notamment pour le Biggie Fest et pour la tournée Hello World. Du coup, ils m'ont invité sur scène. Et comment tu as trouvé ces jeunes yooyu mooy Akhlou Brick mooy ñoom Dip ñoom bon c'est pas du reggae mais c'est une benn relève bu fi nekk c'est le même message. C'est un peu bien sûr on a dans la même lignée. léegi ñoom ñëpp ñoo ngi mobiliser ay nit ci en plus si ay stade. Non, c'est big. C'est vraiment innovant. Si je peux me permettre, ce que je peux dire, c'est que nous aussi, du côté reggae, qu'on prenne aussi cet exemple-là. Bah, oui. Parce que Boy, Ligue, ils sont structurés. Application DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablettes. La DTV sous vos yeux partout à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. It's sound from Bucks. Yàlla li mu gën a fonk mooy xel moo tax mu jagleel ko nit fàtte mala xel nag da nga koy suukat bi mooy lan mooy ngay jàng di ko góorlu ci ba àdduna dafa jaxasoo ba nga xam ne ñu néew ci kaw ñoo war a nekk ci suuf ñu ne ci suuf nekk ci kaw. It's sound from Bucks. loolu àdduna moo leen koy jàngal waaye du école bi. It's sound from Bucks. Yo, àdduna moo ma jàngal bi ma bàggee school profi fenn ñu mel li ñu wax dafa des school boy bu ndaw xel mu rëy ak ay ngandi dream kiri ku life karaba du ma tere dem dama sikki yaaya duñ ko waay di never mais maa ngi wax lu ma xamul woon ci waxande ba dinañ ma sikk waaw dama dëgër bopp xam naa dinañ sànni xeer kon foog sama xel mi naaj am naa deretu góor te duma lawbe du gis guy gi nar a doon penc denc sama xam-xam comme arme la foog jàmm jeex pour ma génnee li ma change xel du doy soo yoroon kiwi Einstein xel mu ñaw tax mesure di daas maay am naa milliardu neurones kon waru ma ñàkk mi ngi dox li raam du sori fii dama ko ñàkk du ko ñàkk ver yi may mandiloo mooy di nga ñàkk samay bàkk intelo bu dee roulé rek nangu naa nekk ngandi kank fon laa bindee fëg sa xeetu onk yow sama bopp laa xam moo tax may wax ni savant du ma fen pour feeñ deñ pour xeeñ am lu may bañ du ma dunguru kenn sama genou ci suuf soraat samay bopp te du ma daw coow même su ma yoroon tànk bopp sa kaw critique yaag say critique si pop soxloo ma leneen jant la yéegi may si po ñëpp ma tufli sama ñax ma tooyal dëkk caserne Ali Baba du ma tax a doyal dama toll ci am waratuma di laaj xaalis du defe góor mais day yokk ndëgër la def naa nuit blanche ni ku ne chambre noire dama xuloog lal bi gëj naa wax ak sama njegeenaay sama gànnaay sama ngor dum ko mës a jaay service amul njëgam paa bi def na ci man ay valeur du sama ngóora suñ may tiitaroo seen ba géel bi laa gettaroo darab Medine laa am mais dara ma sas du dañ li ko tëgg naru ko tas jant leer doole xal ak énergie yaakaaruma kenn pour tête de fils gëm sama bopp ma def tête d'affiche xam li ma bëgg ma def tête d'affiche yeah bro sama jom fu la gontu la mais bi ne ma doom dara jomb la danga samp noon jabi tontu la cooli koon ñaan jomb la sama jom fu la gontu la mais bi ne ma doom dara jomb la danga samp noon jabi tontu la cooli koon ñaan jomb la ñaan jomb la ñaan jomb la cooli koon ñaan jomb la Young jungle,
Ian Zongula, Choli Choli, Ian Zongula. Yeah. So, Gentler from the box. Not again, what's up? Yeah, I'm from the box, what's up? That's gonna be cool. That's gonna be cool. Yeah. That's good. Bravo. jaajëf DJ nag muroon nga maa bàyyi tuuti son nag ma kon ne tuuti ma xool ma ne lan laa mëne mais yàq nga ko mais gannaaw bul yëkkati damay bañ am gàcce balaa may commencé léegi ñu dalal lekk suñuy ndaanaanu tey di Al Mouhtari ak DJ Birou di ma wax fan la DJ Birou bu jógee parce que moi j'ai vu autre chose sauf que DJ Birou daal mel na ni maa ngi moom xaw nañu nuroo corpulence mais bon peut-être que le nom se réfère à autre chose dinañ ko wax si kanam tuuti et on en profite pour également vous saluer et souhaiter la bienvenue ñi nga xam ne yëpp tàmm nañu toi-même tu sais 17h bu jot bu rubrique tardé génnee ni ko Père Sala di waxee ba pare ñi si des nag ñu ànd ak ñun ba ci kanam booru 19h ñu yaatal rek ci wàllu actualité ak it nuñ koy defee saa su nekk avec les rubriques du jour notre artiste du jour qui est un gars un rappeur qui est en train de faire son bonhomme de chemin lenn rek laa dégg si lu mu wax nee na tête d'affiche waaye j'espère que tête d'affiche boobu dina fexe maintenir position boobu et il va revenir tout à l'heure et nous donner sa réponse une mixtape wala boo xamante 2015 la génn nee na beneen jant tamit certainement il y a un message qui se cache derrière dina ñëw tamit gën a yaatal wax ñu tamit ci maxi bu mu génnee de 6 titres décembre passé mu nekk nag certainement ci promotion bi loolu yëpp dinañ ko gën a yaatal ci biir waxtaan bi ci kanam tuuti lay doon actualité de l'internet on va en parler dans la rubrique Actu Buzz avec les faits qui nous ont le plus marqué durant la journée dinañ ci ñëw ci kanam daañu waxtaane it seen métier tey nag tailleur lañu indi tailleur bi moom bëggoon naa ñu def large rek ngeen xool ki ci gën a nuru ndaanaan ci plateau bi kookoy tailleur bi mu di Pape Ndiaye di président association des tailleurs du Sénégal teew fii tey nag di waxtaan ci li nga xamante ni mooy seen wàllu liggéey jafe-jafe yi li ciy baax ak li ciy dox nag dëgg-dëgg ndax tailleur am na xaalis même suñ ñu waxee ne amul ndax ça pullule comme des champignons si biir capitale bi dina ñëw moom it gën a yaatal ci li nga xamante ne nii moo ko fi dajale tey on est le 31 janvier 2019 te bu ñu nee 31 janvier 2019 xel yëpp dañuy dugg ci temple du savoir yi nekk en tout cas biir Sénégal et on pense à Balla Gaye au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ndax boobu 2001 la woon mu nekk koo xamante ni étudiant bu ñàkk bakkanam ci ay manifestations avec les forces de l'ordre entre manifestants et forces de l'ordre on a également d'autres cas ku mel ni Mamadou Diop bokkoon ci manifestation contre le ticket présidentiel de l'ancien président de la République ba moom it ñàkk ci bakkanam ndax ab dragon moo jaar ci kawam ñu fiy dalal nag Ousmane Ndiaye bu M23 di secrétaire général bi moom it si kanam daana ñëw ak Serigne Modou Mbacké Niang ni ñu koy defee ci rubrique actualité politique et sociale ñu waxtaanee loolu nga xam ne rek fa lañ tolluwaayu dossier waaye tolluwaayu jéego yi nga xam ne yëpp def nañ ko ci étudiant yu bëri yi nga xam ni tey am na loo xamante ni naqari leen waaye am na si ñoo xam ni ñàkk nañ seen bakken te seen morom dong la ñu doon xeexal dañu ñëw ci la ñu bokk ak Mame Diarra nag mi ngi ci plateau bi ànd ak ñun tey nag muy waxtaanee xeex bi nga xam ni moo soxal wàllu lèpre persal noonu laa ko mën a waxee lutte contre la lèpre li ci soxal wàllu paj mi ak it prise en charge bi moom it ci kanam tuuti mu dalal Pape Modou Diagne di ki nga xam ni mooy président association sénégalaise de lutte contre la lèpre moom it mi ngi ci plateau bi di ñu bunge ci kanam mu ñëw gën a yaatal ci rubrique ci la ñu bokk un événement du jour ak waa bés bu ñu nee bés nag di théâtre bu am solo boobu nga xamante ne mën naa ne sax téléfilm la ndax léegi looloo gën a xew téléfilm buy jaar fii ci DTV jeudi bu jot ngeen mën ko am 21h ñoom nag dañoo xër loolu ndax bañ nañ ba ñaari épisode la ñuy maye par jour ñoom it dinañ ñëw si kanam ñu def bilan ci liggéey boobu nga xamante ne ñu ngi koy proposer les téléspectateurs de cette chaîne ñu ñëw nag daal di xam fan la ñu toll ci liggéey ba ak kenn ci ñoom di Cheikh Mbacké di metteur en scène bu Arcos Guédiawaye moom dina ñëw ci deuxième partie bi ñu yaatal comme ni ñu koy defee saa su nekk jeexalee nag avis du jour plus ak Père Sala Bigué moom it mi ngi ci plateau bi Père Sala ci ndaanaan yi nga bokk waaye tey ndaanaan bu mag bi moo la dàqale ñëw nañ ko wax rek bosam moo dàq ndax tey moom tailleur bi fàttewul boppam dañuy faral
di wax ne ñi nga xamante ne ñooy les cordonniers sont les plus mauvais chaussés xaw ma loolu la ñuy wax waaye mel na ni tey les tailleurs aussi ils sont les meilleurs habillés parce que franchement ni mu ñëwee neex na Ajara léegi ñu daal di ñëw rek kii suñu ndaanaanu bés bi Al Mokhtaari. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. maa ngi nuyu ñëpp Al Mokhtaari la rappeur Saint-Louisien en même temps compositeur et tout donc. nee nga sànq tête d'affiche lay doon ma ne ndax tête d'affiche boobu di nga fexe ba des fa. waaw bon loolu bu ma ko waxee tête d'affiche ça veut tout dire quoi mooy kii feeñ. du rek genre koo xamante ni moo nekk mais kii feeñ quoi comme yow tête d'affiche nga. parce que waaw dañ lay gis et tout le temps mooy loolu donc son bi ça parle de tout ça moo tax ma tuddee ko tête d'affiche. sa bos sa kaa yow. waaw si ban contexte ngay waxee ci yow. nañ génn ci man ñëw ci yow. xam nga quand je parle de moi je parle de toi. déedéet tey doo si génnee noonu. loolu wala clash rek la comme ni ngeen koy faral defee entre rappeurs certainement. am na derrière koy waxal nga daan ni kii daal man duma moroom daal di yëgal sa bopp teg tête d'affiche. en fait. boo yoroon QI Einstein sax du tax xel du doy quoi. dëgg la donc loo am xel donc am na lu des. saa su nekk donc am na fu ma naan tamit showbiz du ma changé pa bi def na ci man ay valeur donc. loolu tamit am na yoo xamante ni day ñëw tant que yaa ngi feeñ rek dafa am ay wax yu ñëw si yow. dëgg la donc pour wax yooyu yëpp nga nit ñi bàyyi xel ni. du loolu mooy def li nekk yow quoi yow xam nga li nga doon ak li nga nekk donc loolu lay wax ci son bi yëpp quoi. beneen baat 2015 ba nga ko génnee ba mu jàll gars yi déglu ban feedback nga si am. waaw boobu je peux dire que ni par exemple loolu moo def Al Mokhtaari tey quoi parce que si laa jàng lu bëri parce que moo nekkoon 2 ans yu ma dugg si game bi commencé rap bi ma koy génnee ñu bëri. donc 2013 nga commencé waaw 2013 laa commencé rap. ñu bëri doon nañu wax dafa teel pourquoi booy bi nangam na surtout à Saint-Louis. xam nga les moyens ne sont pas réunis chaque fois pour ngay def genre affaire yooyu noonu donc j'ai osé le faire te je peux dire que ni jàng naa si lu bëri te moo tax lu bëri aussi ma xam ko ci rap ci milieu hip hop bi ñi ma xam aussi ñu si ëpp si foofu lañ ma xamee quoi. da nga focus exclusivement si rap bi wala am na leneen loo xam ni yaa ngi koy def. waaw instant bii man je suis cadreur monteur affaire yooyu. xanaa déedéet am nañ keneen ku bees moom la taal. kon yow it la bàyyi nga génn bàyyi ñu testel. mooy loolu en tout cas damay def affaire yu bëri infographie et tout. donc waaw rap bi c'est une passion. mooy loolu boole waale koog leneen mooy dëgg de liggéey moom bul xeeb. noonu la demee. Père Sala. waaw xale bi fan naa ko trop maa si premier fans. merci beaucoup. non xam nga aussi yow laa fan. xam nga xel. Modou Mbacké xel puso bu réer la. xale da koy for mag da koy for. te dafa am wax bu li nga wax doo xale de. gain bi noo ko waxee du ma changé. showbiz du ma changé ndax paa bi def am lu mu def ci man. ba pare sa doom da ngay jiitu ci moom laata ñu lay jiitu ci moom. c'est ça du wax si wax bi dafa neex bu dugg peex. merci beaucoup. gis nga. élégance la ak éloquence. man élégance bi mi ngay sol. boo ko defee ministre def du ko dama garder. dégg nga de arab sa doom boo ko juree def ko ministre dalay def garde corps ne doo ma garder. yow sa doom yaa ko juru la. kon yow da nga war a jiitu ci moom ba bu demoon ba fongale ni kenn du mën a soppi ay valeur am te valeur dafa am solo ci nit moo tax macha allah affaire bi daal maa si premier fans. très bien ñu ñëw si ndaanaanu bés bi beneen ndaanaan ndax nee naa Père Sala nañ nangu rek. tey non mooy ndaanaan parce que moo may ñawal may sol quoi. macha allah kon juumuñu. waaw soxna Arab ñu ngi lay nuyu. di nuyu ñu nekk ci plateau bi aussi di nuyu suma frère Sala Bigué moom suma frère de Médina la. parce que ñoo bokk dëkk Médina. donc di nuyu soxna Ajara di nuyu suma jeune frère bi di revenir ci li Sala wax parce que actuellement ni Sénégal jafe-jafe bi am ci jeunesse bi léegi
mooy éducation de base ñun lañ daan am bu njëkk parce que bu njëkk Médina boo fa yaroo képp ku nekk sa moroomu baay boo tas ak moom ci mbedd bi sa baay la donc ñi moo def dara loo xam ni bu ko sa baay yéegee yow dalay dolli kon donc loolu aussi maa ngi lay ñaan nga continuer ci lancé boobu xam ni musique du dara lu dul métier rek donc boo ko jëlee xool say valeur xool sa éducation bi ñu la def ci yow je trouve que warul la mën a dugal ci loo xam ne ëllëg day naqari say waajur wala ñu la fan mais encore une fois wax dëgg yàlla li nga fi jot a jàllale jàll na quoi alors man damay dellu si Al Moukhtar qu'est-ce qu'on peut comprendre derrière tur bi naka la dikkee waaw man comme lu ma lay wax rek man dama nekk ni koo xamante ni chaque fois bu nit ñi jaaree nii damay bëgg jaar na le quoi parce que ñu bëri dañ naan est-ce que naar nga est-ce que da nga am ay mbokk naar ndax affaire Al Moukhtar bi mais Al Moukhtar du lala dulul sama tur la quoi man Makhtar laa tudd donc j'ai pas voulu changer parce que en général rappeur da ngay ñëw def sa tur genre lil nangam wala nga yokk si turu anglais ay boo ko fi defee lil ba màgg xam foo koy changer léegi man j'ai voulu par exemple rester moi-même en même temps mooy Al Moukhtar yi ça veut dire le choisi en arabe mooy kun tànn quoi donc man comme que sama tur am na lu ñu signifié pourquoi ma koy tudde ma koy def anglais wala ma koy def je peux laisser comme ça waaw mooy loolu biiru nag dijee biiru xaa ba yokk si balaa ci yaaxal dijee biiru non biiru moom américain non bu ko biiru di ko neexal biiru la biiru ah di ko liiree rek liiree ko noonu moom américain la quoi moom américain la tur bi rek moom it waaw moom Birane la tudd donc waaw Birane ak sori def benn pseudo biiru contracté ko quoi tuuti ok génne depuis yéen ñaar naka ngeen def ba bokk tey di def musique nag fan la connexion bi jógee waaw je peux dire que ni dañu fiilante quoi parce que ñoo bokk suñu Saint-Louis moom ndaanaan la ci lu muy def parce que je peux dire foofu noonu ñu nekk boo waxee DJ Saint-Louis moom lañ lay njëkk tegtal quoi donc day remplir foofu noonu lu mu bëgg remplir lu mu organiser day fees et tout donc ñu fiilante quoi comme ni ñu koy waxee parfois loo xamante ni feeling lay nekk quoi genre moom gis na li may liggéey mun neex ko man aussi même chose on peut faire des choses ensemble boo xamante ni ku nekk da ci gagner aussi waaw noonu la ñëwee carrément quoi naturellement quoi jaajëf Al Moukhtar yi ci kanam la ñuy ñëw nag waxtaan si li nga xamante ne moo di maxi bu si titre bi ma doon wax tuddee ko Ficha xam na Ficha photo la wala ban Ficha la boobu it damay bàyyi en suspense comme ça moom si kanam mu wax ñu lan la dégg ci boobu le tur wala lan la si namm léegi ñu def la première actualité de l'internet. Alors, sur Yerim Post, on peut lire campagne électorale, Macky dégaine plus de 3 milliards pour le moment. Moudina Kopar Bo Xamanteni yëkkati na ko ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar fas yéene ko jox ñi nga xam ni ñoo nekk ci 557 communes yor ay comités électoraux lépp ngir doxal ba fexe président daal di mën a amaat beneen mandat ñu ne nag commission yooyu noonu comité électoraux yi pardon ku ci nekk dina am 6 millions ci commune bu nekk. ba tax na nag ñu ne lii nag lu njëkk dong la lu président yëkkati ndax sous coalition yi am na koppar it bu mu leen jagleel boobu enveloppe nag waxuñu ñaata moo ciy nekk waaye xam naa ci fan di yow dina gën a leer mu di xibaar bu ñu taataan ci Yerim Post. ñu ñëw ci sëñ Ousmane Ndiaye. waaw ci première actualité bi nga xamante ne. bon c'est vrai que campagne électorale buñ ci nekkee xaalis bi dafay bari. surtout nag ci pouvoir bi du am contrôle xaalis bi nga xam ne nii moom la pouvoir bi di campagner du am contrôle aussi xaalis bi nga xam ne yeneen candidats yi moom la ñuy campagner donc dafa amoon solo Sénégal avant ñuy demati élection présidentielle ñu trouver benn système boo xam ne parti politique yi wala candidats yi wala homme politique yi xaalis bi nga xam ne nii moom la ñuy jëfandikoo ci seen i activité ñu koy saytu te pourtant am na benn loi boo xam ne nii dafa obligé parti politique yi Sénégal at mu jot maanaam ñu def seen bilan financier mais mosu leen dégg benn parti politique def bilan financier donc xaalis bi dugg ci politique war nañ ko gëstu war nañu def en sorte que aussi xaalis bi mu bañ a impacter maanaam ci nit ñi seen choix xaalis nag mënul ñàkk ci campagne électorale da ngay soxla logistique da ngay soxla communication da ngay déplacé wu ñi ànd ak yow dañuy lekk y a énormément en réalité de dépenses yoo xam ne nii da nga ko def ci campagne électorale donte
fi mu toll information bi ñi ngi ko dégg ci Yirim Post waaye ñi ngi xaar candidat yi ñoom ñëpp ku ci nekk ni ngay wax askan wi sa projet de société nga wax sa projet de budget ñu xam ku ci nekk loo dépensé ak foo ko jëlee loolu dafay am solo te dafay assainir espace politique bi sëñ Modou waaw jàpp naa ne lii mooy lu bett Sénégalais encore une fois ndax bu demee bari coalition bi nekk au pouvoir le moment où askan wi ku ne xam na situation Sénégal ni mu méttee ngay dégg ay hôpitaux yu amul ambulance ngay dégg ñuy dox ci ay syndicats yu réclamé ay indemnité nga gis ñuy laaj seen sax salaire nga gis ñoo xamante ne bi pour ñu am ndox dañuy jéggi ay kilomètres nga jëm ci campagne boo xam da nga ni yow def nga 7 ans au pouvoir nga war a wane ni da nga def benn bilan pour man xaalis bu bari benn instant dalay xaw a tiital. sa xaalis bu bari boo indiwul sax pëccëxoo bi am si comité électoraux yi. déjà yaa ngi koy dégg Louga. yaa ngi koy dégg Parcelles. yaa ngi koy dégg Touba. dëgg la instant bii ñu ngi réunion. te am na lu fay nuxi loolu dañ ci ñëwaat incha allah fekk suba. maa ngi am information yi. mais li am solo mooy li sëñ Ndiaye wax sàng. parti politique dañoo war di xam nun koy financer. te loolu ki ci gën a nekk responsable mooy ki nekk pouvoir actuel. le président Macky Sall moom lañu dénk sunu justice moom lañu dénk sunu état kon lépp lu état war di doxal moom moo nekk ca kanam war koo jiite. kon bu fekkente ni fi ne benn parti politique sénégalais muy man ak yow kenn xamul nu nu financé APR nu nu financé PDS. nu ñuy financé yeneen ak yeneen parti yi nga xam mooy ci biir Sénégal loolu day tiitloo askan wi. te day mel ni kon lan doon wax naan rupture bonne gouvernance yooyu yëpp dañ koy mel ko fàtte ginnaaw. loolu moom mooy xaw a tiitloo bu ma déggee ñu ni 3 milliards génn gun na en attendant ci lii première partie rek la. très bien monsieur Diagne. jërëjëf soxna si déjà maa ngi leen di gërëm ci seen invitation. di am contentement di teew tey ci seen plateau bi. ni ko sëñ sama naataango bi waxee rek man mbir mi bi ma ko déggee honnêtement ça m'a un peu choqué parce que jamono ji toll na foo xamante ni métti na méttiwaay boo xamante ni yenn somme yi. pour man ñu koy dugal ci biir campagne électorale dafa doon loo xamante ni dafa xaw a doy waar. comme ni ko waa mbokk M23 bi waxee campagne électorale xaalis mënu cee ñàkk mais nag ñu doon xaalis boo xamante ni bu yam la pour nga mën a def sa campagne électorale normalement mais ne pas aussi def li ñuy wax yàq moom baaxul. dëgg la jërëjëf ñu ñëw rek ci Père Sala sëñ Modou dafa am loo xamante ne daf ko wax léegi te ci recommandation mission Union européenne fësaloon nañ ko si maanaam ñu fexe élection buy amaat en tout cas bu atum 2012 loolu la ñu waxoon bu élection di amaat nañu fexe xool financement campagne yi nañu fexe xool financement parti politique yi donc nekk na loo xamante ni ba tey leeru si xelu nit ñi te ay recommandation loo xam ne waxoon nañ ñu bàyyi ci xel te 2012 ci la fekkoon président Macky Sall di ñëw. xam nga xaalis dafa doy waar li mën a defar bari lool mais li mu mën a yàq moo ëpp pëccëxoo bi Modou Mbacké wax léegi dina ci am dinañ ci déggaat yeneen coow parce que xaalis moo am bruit boppam fu mu dugg rek bruit boobu la fay dugal ci xëccoo baak ci li ñu financé kii financé wuñ ma kooku li ñu kii dina dem ba kooku mën na yàq sax candidat bi parce que xaalis bi li ko tax a jóg d'abord pour lan la li sama papa ji wax léegi sama papa Ousmane la tudd sant Ndiaye moom mu tudd noonu moo tax du ma ko sàllawlu mais tey campagne boobu ñuy financé war a dugg ci ay gox xam dinañu lekk dinañu naan mais 7 milliards lañ wax de. dëgg la 7 milliards en attendant. pour le moment jàngat la 7 milliards yaakaar naa ni lu mu bëgg a faj dina ko faj te tey ñu nekk ci dëkk boo xam ni soxla yi bari nañu. yi nga xam ne ñoo gën a taxaw bari na bien vrai que même bu dee xaalisam la mu doon caisse noire am bu moom sax en tant que président de la république xaalis boobu war naa am lu mu ci li mu mën a décaisser nii tey jii financé ci campagne am waroon na cee mën a décaisser xale yi nga xam ne ñu ngi grève bërki démb ak bërki démb ñu fajal leen seen soxla. ndaxte xaalis du faj dee gàcce lay faj. parce que il faut ñuy xalaate noonu yow mi nekk président de la république yow yaa war a joxe bon exemple tey keneen bu génnee beneen financement. keneen noonu xaalis boobu fa lañ koy jëlee loolu mooy jàmbar bi. parce que du xaalis bu jot rek dugg suñu réew ki war a digle càngaay bu sanguwul je crois yaakaar naa keneen ku ñëw nëbal du la wax dara. te comme ni ma la wax tamit sëñ Modou nee naa sànq avant ñuy dugg si rek ni élection yi nga xamante ne nii moom la ñu jóge lañ ca jotoon a dépense ak bii wuute na ci li ñu dégg gum ci nombre milliards. alors que bii moo gën a néewi candidat donc ci déggin.
day jaaxal nit ñi bu ñu waxee nañu parrainage bi pour wàññi la woon yeneen mesures yi ñu jël yëpp pour rationaliser la et que après côté xaalis rationaliser wu encore ma yokkal la benn mbir Adja Aram barki démb dégg nga kaaw Y'en a marre ak benn ONG ci biir Sénégal gii waaw lu nu wax dañoo financé Y'en a marre ñu daal di nangu seen agrément dëgg la loolu li muy signifié comme que kee dafa nekk benn mouvement bu foogul fenn ci wàllum politique ngay dañ koo financé kon da ngay nangu agrément wu ONG boobu génne ko sam réew kon yow it miy digle cangaay sangul doon na rafet lool président Macky Sall ni kat man 3 milliards yii jógewul ci caisse noire wala jógewul ci budget sangam foofu laa duñ jëm xëy na lii cotisation la boo xam te ni bii militant ñoo ko def nit ñi mën a xam lu xew loolu day ñëwaat ci sëñ Modou na nekkoo di ko jox ay kii non man foofu laa doon ñëw sax waaw loolu day ñëwaat foofu laa doon ñëw c'est parce que bu dee militants yi ñoo ko cotisé jox ko ñu xam ne militants yi ñoo ko cotisé mais li ci nekk rek na tegu ci luy dëgg te gis nga fii boo fi waxee loo xam ne nekkul yàlla mooy muri baas bi gis nga ni jamono ji ñu ne nii yàlla suñu borom mooy wàcc di xoolal boppam te nii la def léegi nii yàlla nii lay xoolee léegi seetloo léegi ku def rek gis dëgg la moo tax daal affaire bi daal lañ ci jëm ak jàmm génn ci ak jàmm mais xoo xaalis mun na indi beneen problème boo xam ni dañuy doy sëkk te actuellement Sénégal jàmm la soxla dal la soxla ñu dem ci le 24 que le meilleur gagne. Très bien léegi ñu jàll ci actualité politico-sociale avec sëñ Modou Mbacké Niang. alors sëñ Modou tànn ñaari cas mu di bu Balla Gaye ak bu Mamadou Diop la douleur des étudiants encore vive. bien sûr méttitu askanu Sénégal rawatina étudiants yi ñu ngi koy dund ba léegi Ousmane Ndiaye nga doon secrétaire général mouvement M23 ku xam M23 xam ni 2011 yéen a ngi woon ci mbedd yi nëgëni si tembe di yëngu di xeex ngir sàmm démocratie bu Sénégal bala may ñëw ci mbirum étudiant Mamadou Diop mi ñàkk bakkanam bis ni tey d'abord lan moo des ci ruu M23 boobu date bi doon date bu symbolique ci yéen. d'abord bu ma leen nuyee gërëm leen ci invitation bi ci tur M23 damay fàttali ne M23 mouvement des forces vives de la nation ñi ngi ko sosoon bis bi nga xam ne nii ci le président Abdoulaye Wade yóbbuwoon maanaam projet de loi de l'Assemblée nationale du 23 juin 2011. ba ñu koy sos acteurs yu bari ñoo fa nekk moom ay politiciens am ñu nekk société civile bi am ay chefs religieux am ay citoyens yoo xam bokkuñ ci benn kuréel. mu nekk benn manifestation spontanée boo xam ne nii mënoo ne kenn la ku dul askan bi journée bi jeexee mu am réussite ñu ne faaw ñu nag def kuréel am tur ngir mën a organiser xeexu askan wi ba nga xam ne nii fitna yi nañ ko mën a wàññi te xeex bi dinañ ko mën a taral ci la ñu créé mouvement des forces vives de la nation di M23 moomoon ñaari coordonnateur kenn kii di suñu papa Amath Dansokho keneen kii nekkoon Alioune Tine xeex bi mi tàmbali na avant 23 juin bi 23 juin weesoo ba 25 mars 2012 alternance politique am ca suba ga ca lendemain ba ñu bari génn nañ M23 politiciens yi nga xam ne nii ñoom seen agenda lañ yor seen calendrier lañ yor booy xeex boo gëm sax ñu dugg ci ñoom bu ñu demee ba am seen bëgg-bëgg dañuy wéyal seen agenda. ponctuelle yooyu maanaam mooy taxawal askan wi nekkal ko sàmm démocratie bi sàmm état de droit def en sorte que yoon taxaw ci réew mi lépp loo xam ne ni sénégalais dañ ko doon bañ ca gële bu ñu ko gisee ñu taxaw ñaawlu ko dénoncer ko xeex ko ba pare di def nag ay propositions yoo xam ne nii day tax nit ñi maanaam nguur gi mu doxal nit ñi ñu participer ci li ñu doxal réew mi jëm kanam loolu tax may la kon tey M23 kon tey M23 dafa dee wala lan doon xeex dafay jóge wala exactement lu xew ñaari wàll yooyu. M23 moo dee wala lan doon xeex moo fi jóge. M23 bëgguñu mu dee. bañ mu dee. moo tax moo tax booba ak léegi nga xam ne coordonnateurs yi génn nañ M23 bokkatuñ ci structure. parti politique yi nga xam ne ñoo doon mobiliser ñu ci bari génn M23 am yeneen organisation yoo xam M23 intéressé tu leen ñii dañu bëgg dem nguuru ji ñii dañuy wër nguur
ñun nag dañoo wéet biir M23 waaye ba ñuy teg M23 di teg bureau bi nga xam ne man moo ma fal Mamadou Mbodj fal ñeneen ci bureau national pour ñuy taxawal M23 ne serait symboliquement ñoom ñëpp ña nga fa woon yenn saa yi M23 def déclaration du leen neex ñu ne M23 opposition la nekk yenn saa yi M23 def déclaration ñu ne M23 nguur gi lay jàppale am na ci ñun ñoo xam ne ci nguur gi la ñu far am ci ñun ñoo xam ne ci opposition bi la ñu far te ba tey ñi ngi biir M23 ma ñëwaat tuuti sama question pour ñu dajaloo pour am benn réponse day jafe nga baal ma léegi ma bëgg ñuy bañ a tourner autour lu bari dem directement ci Ali Kalaj ji nga baal ma damay xam naa communicant nga wax lañ nga ci communication léegi li ma laaj mooy M23 la mu doon xeex daf fay jógee wala M23 moo fi jógee woon ci boppam moom moo dee ñu bari nekkoon M23 jóge nañ fi waaye lam daan xeex ba tey lañ ko war a gën a xeex ñun loolu moo tax lu tax xeexu leen ko ñi ngi koy xeex mais timidement bi lu waral loolu moom laa lay explique ça je l'avoue M23 ñi nekk ci biir ay kuréel la dafa am assemblée générale am comité de coordination am bureau national bi nga xam man maay secrétaire général bi am sama njiit muy Doudou Sarr ak ñeneen ñi ca des te boo taxawee question bu mën di am sëñ Ousmane ne opposition am na ñu ci bokk ci waa M23 am ñu ne est-ce que du foofu la mbir yi tàqalikoo am problème parce que bu ngeen demee ba ku nekk far rek li ngeen di bëggoon a taxawal askan bi dootoo leen ko sóor ku nekk partem lay jëfal xam nga M23 mënoo ci dàq kenn ñi ne ci nguur gi bokkoon ci M23 saa bu ñu woote assemblée générale ñu ñëw mënoo leen dàq ñi ne ci opposition bi tey bokkoon M23 wala ñeneen bëgg bokk M23 bu ñu ñëwee doo leen dàq moo tax yenn saa yi M23 day am problème bi muy am mooy question day jot ñu woote assemblée générale du ñu mën a addu du ñu mën a am kaddu parce que du ñu juboo waaye ñun ñi nga xam ne ñoo ne ci bureau bi saa bu wax jotee dinañ jóg wax tey bi ñuy célébrer maanaam en cette commémoration Mamadou Diop néewoon nañ fa dañoo néewoon loolu te saal ba loolu li muy tekki parce que premier anniversaire ba ñëpp nga foon place de l'indépendance lañ ko def ca wetu palais ba gouvernement bi place de l'indépendance lañ ko defoon 31 janvier 2013 tey ñu bari ñëwuñu tey mu fees del ñu jóge fa dox ba obélisque maanaam li muy tekki mooy li ma leen wax ci njëlbeen dafa am ay politiciens yoo xam dañu nekkoon M23 li leen yitteeloon du xeexu M23 dugg ci biir la ngir mën a continuer seen agenda te ñoom ñi ngi ci loolu waaye ñun ñi nga xam ne nii sëñ Ousmane mbaadu kon bu ñu xoolee dëgg nag ay léwén wax ko ci dund mbaadu kon M23 dañoo tayle ay bakkanu jàmbur ba seen bëgg-bëgg féete boor mooy ñu bëggoon a falu jëfandikoo ay doomi jàmbur ñiy faatu ñiy blessé ngi mel ni dañoo trahir ñu doon xeex démb Mamadou Diop ak ñeneen ci des yëpp parce que 17 morts moo am yi ci am justice bariwul nee naa la 25 mars 2012 bi mu amee ci nga gëj a dégg politiciens yooyu di jóg naan Mamadou Diop na yoon am wala ñu koy taxaw procès ca boppam bu amaan famille Mamadou Diop mooy teew ak man ak quelques sénégalais maanaam ñooñu mënoo leen forcer ñu ñëw mais ñun il faut ñu taxaw di continuer di jëmmal M23 la ma daan wax ñu koy téye di ko def donte xam nañ ne doole M23 yu démb nekk fi moom loolu moom il faut l'avouer kon dee na est-ce que M23 deewul parce que esprit bi mi ngi fi kuréel gi mi ngi fi Ndiaye mën nañu wax ne M23 dee na ndax ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci kaw seen intérêt moo leen taxoon ñu dugg ci M23 te ñooñu ñëpp léegi gisatuñ leen fi kon mën nañu wax ne M23 léegi mënatuñ esprit bi ñu doon dawal bu njëkk mooy le 23 juin 2012 amatu fi kon M23 fi mu ne nii mënatuñu wax ni mouvement M23 mi ngi existé. xam nga kuréel gi na mu existé woon moom am existence boobu amatu ko il faut l'avouer. mais Serigne Ousmane moo nangul ni M23 dee na mais dafay. sukuraat deewul waane M23 wéet nañu mais na nga ko bëggee melu noonu sukuraat rek. non sukuraatul sukuraatul parce que discours M23 doon def ñun discours boobu ñu ngi continuer suñu kemtu lay kattan ñun suñu responsabilité personnelle ñun ñu ngi koy jéem a assumer mais am na ñeneen ñoo xam seen responsabilité assumé wuñu ko. ñun ñu jiitaloon man jamono jooju ndaw ñi laa doon jiite M23 ñun ñu jiitaloon nañu génn leen xeex ñuy génn di xeex ay nit di daanu mu jaral ñu ko mais ñooñu mag ña ñu ca bari ba nguur gi daanoon la ñu bàyyi xeex bi c'est pas parce que ñoom dañoo bàyyi xeex bi que wala ñun dañoo wét ci xeex bi que dañuy bàyyi du ñu bàyyi M23 dinañ ko jéem a taxawal continuer di ko taxawal discours M23 nit ñi di ko dégg maanaam M23 li mu bëgg mooy yoon gën a am ci réew mi état de droit am ci réew mi ñu respecter liberté yi maanaam Sénégal bëgg-bëggu askan wi nguur gi di ci taxaw surtout nag jamono ji ñu nekk ci veille élection la Mamadou Diop daan woon
donc daf ñoo war obligation morale et citoyenne la. ñu mais comment ça fait que wala ñu def M23 appel. li sëñ Modou doon wax kenn du ko dégg dans la durée. instant T yooyu rek lañ leen di dégg maanaam 23 31 janvier ñu dégg leen si dara il faut que mu nekk lu ponctuel pour ñu dégg leen si mais dina am yeneen yoo xam ni ay fee la mi ngi jàll ci biir société bi ñuy woote ay rassemblement ak yeneen da ngay gis peut-être benn loo ñooy génn mais M23 duñu leen si gis. xam nga li nga wax ni dëgg la waaye M23 du man rek ñu bari la man sama responsabilité personnelle man ak ñeneen ñaa nga fa néew nañ fa nag ñu fa nekk ñu ngi def suñu kéemtulaay kàttan te yéen taskatu xibaar yi xam ngeen ni saa bu wax jotee ñu xaar M23 dinañ organiser wu bu ñu waxul ñun ñu taxaw wax ci tour M23 parce que ñoom ñoo ñu tànn ñoo ñu fal donte nag suñu kàddu fa mu daan dem démb mënatu faa egg parce que kilifa yi nekkoon ci ñun ànd ak ñun boo ko ñun xeex bi bàyyi nañ xeex bi yàgg na. xam nga loolu moom dañu koy avouer. xam nga M23 ci ni ma ko jàngate képp kuy sénégalais rek war ngaa bokk M23. bu fekkee xeexal askan wi moo leen tax a jóg. kon man jàpp naan man ci laa bokk yow ci nga bokk kii ci la bokk kii ci la bokk parce que ñun ñëpp yaakaar intérêt askan wi la ñu war a xool. mais fii dafa am ñoo xam ni. escalier la ñuy wut. maanaam échelle la ñuy wut rek. benn affaire day am ñu profité yéeg ci échelle bi jàll. te bu ñu jàllee sans ñu bàyyi échelle bi sax mu wóor mais dañ la koy mëx échelle ba daanu sa kaw yow. loolu moo am ci réew mi benn affaire day jóg ay nit ànd ci. wut ci tur wut ci xaalis bëgg bu ko defee ñii ñu woo leen ñii ñu neexal leen ñii ñu ger leen dañu waxante dëgg ah. loolu moo tax ñu ci bari dem wax na dëgg ñii nguur lañ doon wut ñi ànd nañ opposition dem nañ am nu ñu am nguur. ñu ànd ak opposition pour di sànni xeer pour ñu woo leen ñu ñëw. parce que fii Sénégal ñetti politiciens la ñu am. muy ban. ki nga xam ni nguur a ko tax a jóg. pour am lu mu def ci poosam. ki nga xam ni tur a ko tax a jóg pour bëgg nit ñi xam ne kii mooy kan. ak ki nga xam ne dafa bëgg a jóg pour defaral askan wi. te mayuñu ko chance pour mu defaral askan wi. bi ñëpp a bon am na ñoo xam ni bëgg nañoo liggéeyal askan wi. mais la plupart sax ñooñu dañ leen di diaboliser jaxasee leen ak àdduna ba nit ñi duñ soxla seen kàddu moo dal M23. moo waral ñu néew ci. mais nag sama papa dafa am ñett yi ma waxoon nee na nit. ñett yi na nekk ci yow. fulla fayda farlu mu ñetti F. fulla ji li nga war a def boo ko waree def. def ko te yàlla rek tax. fayda ji boo koy def. xool ci suñu borom te def ko na nga ko war a defee. farlu ji bu jotee bul xool nga wéet ci wala nga bari ci def ko ni nga ko war a defee rek. loolu mooy war a mën a taxaw nag M23 mën a taxaw. tant que loolu amu ci du dem te Sénégal léegi moo toll foo xam ne sax foofu la war a demee. parce que nit ki li ngay ñaq li ngay attedde yaa ko war a ñaq. mais bu dee da nga naaw wuti politique daf ko benn acoustique pour am tàkk-tàkk mboob lay doon. alal bu gaawee màgg juddu ba rafetul. munoo nekk ci koñ bi doon wuloo alal. amoo alal xamuñu foo jël nga jékki-jékki rek am alal walaay buñ la càmbaree. bootu waxuma la ndungu seen waaye 200 mètres nga jëm. maa la wax lii. Maam Diarra balaa may delluwaat sëñ Modou. voilà yan stratégie ngeen teg pour M23 bi bañ a dee parce que nag nil ne indispensable ci li muy def bu fekkente ne ñoo ñi fi nekkoon nekkatuñ fi yéen en tant que des responsables war ngeen mën a am loo xam ne mun ngeen ko teg ba nga xam ne M23 du dee. parce que ñoom li ñuy def nañ ko yéen seen wàll lan ngeen taxawal loo xam ne di ngeen taxawal M23 ba du dee. waaw. comme li mu wax nii ñun bi ñu bari demee ne dafa war a tas dañu ne ñun il faut ñu def suñu kéemtalaay kattan. ngir du tas. déjà ñu réussir loolu ñu ne nag léegi il faut ñu def en sorte que pour que mouvement bi jéem a am doole jam amoon. jéem nañu bu ñu def réunion ci bokkul ñëpp ñu woo leen ñenn ñi ñooy ñëw ñeneen duñ ñëw déjà référendum bii passé par exemple dañoo convoqué assemblée générale ñëpp ñëw fees dell parce que question bi dafa amoon enjeu. ñii ne non la ñuy wax ñii ne wii la ñuy wax te kenn ëppul cër ci biir M23 donc pour man M23 configuration bi. la ñu war a changer. ni ñu koy changer. kan moo ko war a changer. assemblée générale moo ko mën a changer. man mënu ma ko changer. yow ci kilifa yi nga ci kilifa yi la. ndax woote ngeen ci waxtaan. assemblée générale woote nañu ko dañuy wax ne après élection yi mais loolu muy proposition bi nga xam ne ñun moom lañ nar a teg. pourquoi après élection yi da leen a bëgg nelawal pour ngeen bañ a wax ci élection yi xëy na. peut-être mais du tey ñu ngi wax. yéen tas côté xibaar yi xam ngeen ni ñu ngi wax donte nag suñu kàddu fa mu daan eggatu fa. d'accord benn mbir dama gis ni bi ngeen ne ngeen di fàttaliku ndem si yàlla Mamadou Diop ci place bi mu daanoo woon muy place L'Obélisque tey nekk place de la nation préfet daf ko aaye. loolu lu muy wundu préfet aaye leen autorisation joxul leen ko. di ngeen toog rek def sargal ñaanal ndem si yàlla yoo xam ne fa la daanoo woon. ñun loolu xamuñu ko xamuñu moom préfet wala kilifa yi lan moo tax ñun bëgguñu ñoom
ñun ñu dem place de la nation fa Mamadou Diop daanu woon. amuñu ko respect délai wax na ko de. def nañ li ñu war xamante ne moo war. def nañ li ñu war. déposer notification d'information le lundi 28 janvier. man déclaration M23 yu ci bari maa ko daan déposé yàgg naa ko déposé. préfet yu bari fekk naa luñ foofu. 3 jours francs ñun liñ ko jàppee ñun moom lañ ko mës a jàppee mooy 72 heures. te du 28 janvier au 31 janvier c'est 72 heures yàgg nañ def ay manifestations te noonu lañ ko doon defee. mais préfet bi ñu déposé courrier bi daf ma woolu mu ne ma waruñu woon sax jël courrier bi parce que respecté wu leen délai yi parce que bis bi ngeen ko déposé ak bisu manifestation bokku ci ma ne ko ñun interprétation mësuñu ko gis ci loi boobu ñu ngi ak loi bi mais mësuñu gis interprétation boobu préfet après mu bind këyit interdire ko sur la base de ce prétexte ñu dem ñu jël këyit gi waxtaan suñu biir ne nag ñun pour ñaanal Mamadou Diop ak fàttali Mamadou Diop sargal ko ak fàttali taxoon mu doon xeex ak def déclaration jarul ñuy génn ci mbedd mi di manifester contre force de l'ordre yi ñu ne nañu delluwaat ca kër ga nga xam ne nii fa lañ ko tudd moom lañ ko tuddee muy siège M23 parce que moom lañ ko tuddee ca salle des martyrs ñu toog ñu def déclaration ñu def récital de Coran récital de xasida ñaanal ko ba pare def déclaration loolu day ñëwaat ci ni sa Ndiaye Mamadou Diop mi ngi daana woon ci benn ful bu mag ci benn place bu yaatu tey ñu koy ñaanal ci benn pokus maanaam salon lu muy di kat ba tey rek kon la fa nekkoon bu njëkk jóge na fa ñi doon xeex seen intérêt bopp la woon kii daanu na léegi ñu fàtte ko non xalaat boobu mënuñu ko am xam nga la moo tax parce que 31 janvier 2013 nga xam mooy an 1 anniversaire décès Mamadou Diop indépendance lañ ko defoon li ci des yëpp dañuy dem Mbour ñun ñëpp wala ñu dem ci siège M23 famille bi ñëw ñun pour la première fois ñoo bëggoon dem place de la nation parce que contexte bi la contexte bii la dese na woon tamit bu ñu xalaatee ni leneen mën na ci laxasu préfet moo yee bañ a joxe waaw mais xam nga ñun moom ñun mënuñu ci contexte bii di woote jàmm boobaak léegi war ko woote aussi parce que dañoo dund ñun contexte bii en nekk ci dëkk bi di xeex suñuy moroom ak suñuy mag dee ci alternance am ña ñu doon àndal di xeex fàtte leen justice bi lu ndaw ci justice moo am mais justice dëgg amul ci dossier yi même ci affaire Mamadou Diop. confirmé nañu décision non même ci affaire Mamadou Diop cour d'appel. décision bi mu joxe. maanaam ñu daan ne dañuy tëj conducteur u véhicule bi. ak beneen policier. mooy meurtrier yi. mais jamono jooju xam nañ ne policiers yow ces jeunes policiers ndaw ñooñu noonu dañ leen yónni. ñoom dañu amoon kilifa ci biir police bi. dañu amoon kilifa ci ministère bi. kan moo doon seen kilifa ci ministère bi. ñëpp xam nañ ko du ma Ousmane Ngom tur yi wala Ousmane Ngom ñëpp xam nañ ko. anamu tey. moo tax tey ci déclaration bi ñu def ñu ne responsabilité d'abord chefu police jamono jooju. ak maître Ousmane Ngom ak président bi fi nekkoon dañ ko waroon situer. parce que du xale yi ñooy faatu ñu fàtte leen policiers yu ndaw yi leen faat ñu tëj leen. ñi nga xam ne ñoo créé situation bi mel ni ñoom dañ ciy raxasu ñu ne ñun loolu du yoon il faut ñu wax ne justice bi déjà sant nañ leen le fait que ñu jël dossier bi ne dañ koy saytu waaye des na dañu waroon saytu lépp ku ñu war a jàpp ñu jàpp la pour que lii dootul am parce que justice fan lay tàmbalee maanaam na leer ñu xam lu waral lii manifestation pacifique mu fees dell Mamadou Diop dafa daanu peut-être à la place de beneen Sénégalais ñoom ñëpp ña nga foon seen kanam la daanu amul kenn ci ñoom ku mës a ñëw tribunal pour soutenir Mamadou Diop mbir mi du Mamadou Diop rek am na yeneen victime bien sûr ñun mënuñu doyloo ne président bi mu ku décédé dañ lay jox 10 millions ku gaañu dañ lay jox 4 millions dédommagement am na ci lépp ci boo loroo waaye ñun li jiitu mooy lumière ak ñu situer responsabilité pour que képp koo xam ne takk nga ci nga yónnee wala nga nas ci pexe wala nga jëf ba loolu am ñoom ñëpp ñu boole leen. loolu ndax amu leen ci mbettange bu fekkente ni tey ki doon taxaw ci makkaanum M23 place bu nga xam mooy de la nation tey jii président Macky Sall nekkoon na fa. Moustapha Niasse nekkoon na fa. ka ca kaw ka ca parlement ba nga xam loi fa lay jaar waaye it nga gis ni ay kilifa yu mag ña nga foon tey nekk yor ay responsabilités yu mag ci li nga xam mooy gouvernement bu Sénégal bu justice nekkee ba léegi li war a am amul. lu muy tekkiwaat pour yow encore une fois mbaadu day nekkaat négligence. am nga ci loolu damay indi leeral bu ndaw. muy parti politique ak coalition yi ay association lañ de droit privé. ku mu neex nga jóge fii dem fële. waaye ñun li nga xam ne nii moo ñu jaaxal xam nga mooy lan. mooy homme politique yi fi nekkoon jamono jooj di fitnaal askan bi. mais lu tax kenn topp leen. mais image bi moo ñaaw ci man
daf may metti man. Sénégalais beneen bi koy toog di ko seetaan ni mu koy yëgee moom moo ko xam. mais man su ma gisee l'ancien ministre de l'intérieur Ousmane Ngom. mu nekk ci télé bi di défendre président Macky Sall. man daf may yéem. su ma gisee président Macky Sall toog moom mu ne ci ginnaawam daf may yéem su ma gisee mu ànd ci cortège daf may yéem. Sénégal ngoog nag. waane nag moo tax ndaw ñi nag ak askan wi ñu war a yeewu. politiciens bu leen ñëw ne kaa leen yee fitna. na ci jiitu ak njabootam. bu leen ca dem parce que bu leen ca demee bu élection yu weesoo le 25 février ñoom ñëpp ñi nekkoon ci kujje gi ñi ngi xool nu ñuy duggee ñi génn wala ñi fa nekkaat ñi ngi xool. est-ce que loolu du njëkkee si sëñ Modou doon wax sànq mooy ne yéen ngeen njëkk ko jafee maanaam bañ a am kuy far xam ne askan bi rek a leen yitteel ngeen bañ a taxaw foofu pour seen i intérêt xëy na loolu bu ngeen ci woowee nit yi ku ci demit bu ci loroo dinañ ne ñun ñëpp a ca àndandoo woon waaye du ñu dem ba après kii di gis ne kee fee la far wala kee fële la far. li nga wax ni dafa am solo waaye ñun lenn rek lañ mën. maanaam nekk 5 candidats moo fi am ci réew mi 5 candidats yi nañ respecté ku ci nekk sa droit. yemale ñëpp jàmm il faut mu am ci réew mi mais jàmm day am lu ko jiitu maanaam yoon ak transparence loolu bu amee ñu am def sensibilisation parce que li xewoon 2011 2012 yenn nit ñi maanaam ku ci faatu yaa perte ñun nag du ñu garantir kenn ne ko demal nga manifester boo faatoo ñun ñoo lay taxawal ñun def suñ kémtu lay kàttan waane li ñu daal ci événement 2011 2012 day tax ñu wax ndaw ñi nañu manifester nag fermement parce que manifestation mënul ñàkk ci réew mi lu leen nakari ci réew mi nañ jóg taxaw manifester ko mais nañ respecté yoon nañu sàmm jàmm nañu bàyyi ni ñuy demee élection yi na leer 24 février ku gagné ñu ci des ñëpp félicité le 25 ñëpp xëy liggéey yi ci am nag ci ay dérapage ci ay incorrection parce que bari na loolu daañu ñëw incha allah ngir ëllëg daañu ñëw léegi sëñ Pape waaw vraiment ñi ngi rafetlu suma sëriñ ñu ngi fi débattre sànq ba tey mais encore une fois rek loolu moo lay woon ni ñun aussi suñu gouvernement yi population bi daf leen raw te xamuñu ko les politiciens parce que un politicien amul métier la plupart des politiciens da ngay bëgg a enrichir rek nga dugg ci politique mais un technocrate koo xam ne dafa jàng ba am xam-xam dafa naa ni loo ko wax ci politique dara jaralu ko mu ciy dugg et puis il est temps man banlieue laa dëkk tey da ngay gis par exemple bu élection jotee nga gis benn politicien ñëw dugg au niveau de banlieue bàyyi fa benn 100 000 francs nga gis ñi dëkk banlieue ñoo xam ni yàlla toroxul leen yàlla mi ngi leen di suturaal mu ngi añ di lekk di naan ñu jox leen ay t-shirt jox leen 100 000 francs yi ki ci kaw jël 50 000 yi jox ko ci suuf 30 000 ki ci 30 000 ki ci suuf jox ko ci des 15 000 ba ci 5 000 mu andi jafe-jafe ci biir quartier bi te or que yow bi dëkk ci quartier bi nga gis quartier bi par exemple fu mel ni Djiddah Thiaroye Kaw bi ma dëkk benn dispensaire moo fa am muy dispensaire Ndour sa jabar tey su matoo à certaine heure su nekkee à sa terme rek yow dootoo nelaw il faut nga am oto bu nekk toujours sur place ba nga xam ne bu yëngoo rek pour nga mën ko yóbbu Roi Baudouin wala Dominique mais politiciens yi bàyyi ba élection jot ñëw di la xëpp xaalis yow nga fàtte yow sa vécu quotidien bi nga xam ne année bi yëpp da nga ko dund ndax benn 100 000 francs encore une fois population bi ñoo war a xoolaat fi ñu teg seen tànk xam ne politiciens yi d'accord naxuñu ñun ñoo nax suñu bopp c'est ça la vérité c'est ça la te gis nga Pape ki la nax daaw bu ñëwaatee ren bëgg laa nax nag boo amee fulla war ngaa am fayda ni ko dooma nax wala sax fexeel yow ba nax ko parce que mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam amul képp kuy politique te jiitaloo si intérêt personnel politique lañ wax sax politique ñuy wër am na ñuy gàddu ay bitigu mbagg dañ ci def ay long-long ak seen dañ naan lii de ay ceen politique la wala ay jaaree politique la politique dara am baaxul parce que politique la rek day seet bu ñu ko waaw parce que xamul la politique bu baax Omar ibn Abdul Aziz fekk loo yonent bi jamono mun nañ sax bu ñu ko doon boole moom mooy nekk 5e xalif xulafaa rashidin te fekkul bokkul ak yonent bi jamono parce que yonent bi Aboubacar Omar Ousmane Ali ñeenti ñooñu la woon ñoo doon xulafaa rashidin ñoo doon yonent bi mais Omar ibn Abdul Aziz ñëwaat na doxalin bu mu daan doxalin dem na ba bokk ak ñooñu garaat biir këram dafa amoon ñaari lampe bi nga xam ne état bi moo ko jox ak lampe këram bu dee liggéeyal état bi taal lampe état bi bu liggéeyal état ba pare taal lampe këram c'est ça la politique c'est ça la politique
parce que yonent bi daf ko wax ci hadis hubbul watani minal iman bëgg sam réew ci gëm yàlla la bokk nit ki nag yow mu noon da nga bëgg nga gëm yàlla di nax sa askan jëriñoo affaire mais mënul ñëpp bokk c'est que il faut ñu wax nit ñi ku nekk li Pape wax ñun bu ñu nangu ku ñu nax parce que ki la nax ren nax la daaw jéeg nax la daawaati jéeg bu ñëwee bëgg laa naxaat fexeel ba nax ko yow mais yow boo ñëwee toujours ñu di la nax ñi am di am ñi ñàkk di am di ñàkk Sénégal foofu dafa xam ne képp koo xam na nga jóg pour liggéey askan bi ci des aussi fi ma doon fii sànq daf ma rëcc waaw ànd naa ci li mu def parce que période bi du période fitna donte ñaan nañu préfet bañ li ngeen def rafet na parce que deretu bopp la du mooy mbagum borom yéen comme bañ coow moo tax ngeen dem def ko ci ruq bi yaatu ñaan ga àgg na yàlla xam na yonent bi xam na te dëgg muy mujj loolu moom dama lay ciy félicité lépp loo xam ne dana indi coono rek bu ñu la ko xañee rek demal fa nga ko mën a jooytoo nga jooy bu la neex sa nga dugg sa biir nekk jooy ko fa ndax yàlla nee na nit ki boo amee lu la naqari jooy nga baal ma naqarlu ko ci sa doole boo ko mënta naqarlu ci sa doole nga naqarlu ko sa làmmeñ boo ko mënta naqarlu sa làmmeñ nga naqarlu ko sa biir xol foofu lañ toog sëñ Modou waaw xam naa laaj sëñ Modou benn nag balaa may jàll parce que sëñ Modou tam nga balancé waat beneen non benn laa yem dama fay def benn taxañ sax alors Ousmane ndax tey bu ñu waxee dëgg ci lu gàtt bañ a tourner autour M23 ba jógoon doon xeex ku ne xam na ne dafa participer bu baax ci falu président Macky Sall 7 ans au pouvoir président Sall na ci bopp réew mi M23 day am déception maanaam day am gàcca wala day am mbégte ci bilan bi mu gis. d'abord damay wax ne man mënuma am prétention ci question boobu principalement ma wax ci tour M23 waane man jàpp naa ne président Macky Sall am na bilan ñaar la actif la ak passif actif bi ñëpp gis nañ ko infrastructure yi social bi électricité bi ñu indi woon jafe-jafe ak yeneen loolu bu ko neexee mu défendre ko parce que gis nañ ko mais passif bi dafa am ci passif bi loo xam daf ñoo ñor ñun man ñor ma bokk justice ak état de droit loolu moo tax M23 jur daanaka de ci la mais du loolu rek am na ñoo xam ne ñu ngi ci woon courant ba doon coupé parce que liggéeyuñu woon tailleur la lan mooy problème justice parce que justice bi dencal yi des pour deuxième parce que justice bi ba bañ dem ñëwaat duñu ne lépp baaxul demal ñëwaat kon waaye justice bi gis nañ ci ñaar lañ ci gis en quelques secondes dañoo gis kenn koo xam ne dafa tudd Khalifa Sall nekk maire de Dakar ñu ne benn corps de contrôle de l'État moom moo ko épinglé IGE ci benn rapport ci benn somme boo xam matul 2 milliards ñu tëj ko ci kaso bi jugé nañ ko une fois 2 fois instant yi nee nañ du nekk candidat mais au même moment ñun yàgg nañ ko dénoncé yéen xam ngeen loolu gis nañ ay nit yoo xam ne ñu ngi jiite kuddu wala ñu jiite poste wala ñeneen ñu nekk ci nguur gi même rapport yi moo leen épinglé mais lu tax demuñu ci yoon procureur de la République daf ñu war a wax lu tax ñooñu maanaam yóbbuñu leen comme Khalifa Sall au même titre que Khalifa Sall ci yoon tey Khalifa Sall du nekk candidat mais ñoom ils sont dans les directoires de campagne locaux d'un candidat Karim Wade ñun biñu ne dañ koy jàpp dañ ne jàpp leen ngeen jàpp ñëpp parce que suñu alal dafa néew te suñu bëgg-bëgg bari Karim jàpp nañ ko ci CREI bi ñu jugé ko liste 25 la woon dëgg la ñu jugé ko ñu respecté atte bi ñu ne atte boobu tax na Karim tey mënta nekk candidat mais liste bi ana ña ca toppoon Madické Niang tey candidat la te moo Karim liste boobu rek mooy source bi ma nga woon ca liste ba lu tax toppuñu ko pour que ñu xam ne jël na wala jëlul lu tax tey Ablaye Baldé toppuñu ko pour ñu xam ne jël na wala jëlul ma nga tey ca directoire de campagne yooyu metti nañu waane dañu ne aussi am na Macky Sall président Macky Sall loo xam def na ko ci réew mi ñu gis ko bu baax mais ñun fi mu toll li ñu gën a amal solo maanaam suñu insatisfaction ñu fësal ko pour que moom bu fekkee ne moo war a faluwaat mu bàyyi ci xel bu fekkee ne ñeneen ñiy laaj tamit ñu bàyyi xel ne ci côté bii. très bien Sénégalais dañ ci am insatisfaction. merci Ousmane Ndiaye dinañ ñëw ci kanam ci moom ak Serigne Modou léegi ñu def ci lañ bokk ak Mame Diarra. Lutte contre la lèpre, l'accès aux soins et à la protection sociale un défi majeur, Mame Diarra. Effectivement Aram comme ni nga ko waxee rek lèpre moom dafa nekk benn. tane woo ma nga wax ma ni ñu koy waxee ci wolof bu lèpre. feebaru gaana lañ koy woowee. mais li ñuy gën a souhaité li gën a neex ñu ne feebar bu mag bi parce que lèpre dafa nekk feebar boo xam ne dafa metti c'est pas héréditaire nag kenn mënu ko doon. kenn doonewu ko ci maam wala ci baay mais c'est contagieux dafay wàlle comme nag lu leer moom kenn du ko jeex dalal nañ fi koo xam ne moom mooy président sénégalais de la lutte contre la lèpre
dañ koy daal di dalal nuyu la ah ci journée bi ngeen di waajal def nii ci lèpre ndax ku ne xam nga ne lèpre feebaru gaana gars yi dañ ko xaw a beddi bàyyi ko ginnaaw ñu lay laaj yow ci 2017 cas bi tolloon na ci 239 wala et quelques mais ñu xool situation bi 2018 ba 2019 bi lan ngañ ci mën a jox. jërëjëf Mame Diarra encore une fois maa ngi rafetlu jotaay bi di nuyu Sale Bigué ak ñi fi teew ñëpp lèpre nag dafa doon feebar boo xamante ni c'est très stigmatisant et il est peu connu de la population sénégalaise malheureusement parce que kenn du ci wax. ñu bëri sax jàpp nañ ni xëy na amatul Sénégal mais mi ngi fi ba tey ndax ci 2018 bi. Programme national d'élimination de la lèpre bi nekk biir ministère de la santé et de l'action sociale notifié na ni am nañu 217 nouveaux cas ci biir 217 nouveaux cas yooyu Dakar moo jiitu Dakar am na 61 nouveaux cas région de Diourbel topp ci am 48 nouveaux cas Thiès topp ci am 23 nouveaux cas donc loolu mooy ñetti régions yi nga xamante ni ñoo ëpp li ñuy notifié ci cas de lèpre fii au Sénégal feebar la boo xamante ne ni nga ko waxee léegi dëgg la day wàlle mais wàlle bi du wàlle bu gaaw parce qu'il faut un contact fréquent et prolongé de malades non traités wala maltraités pour mu mën a wàll ki nga xamante ni. mais ci fu mel ni fii capitale bi naka lañ def ba mu am progression maladie bi noonu ba ñu ëppalee ay cas. waaw pourquoi Dakar nekk en tête déjà Dakar ni mu bindoo mooy que dëkkum dox daje la ñu bëree ngi fi te beneen aspect bi mooy que dafa am benn centre bu tudd centre hospitalier de Rode de Malte autant mi ngi tuddoon ILAD. institut de lépidologie appliquée de Dakar nekk biir hôpital Fann. donc centre boobu il est le seul centre de traitement de référence de la lèpre au niveau du Sénégal donc malades yi dañuy jóge fu nekk di ñëw foofu di fa faju kon donc boo xoolee région de Dakar nombre de cas yi fi jóge dëkkuñu spécifiquement Dakar dañoo jóge ci yeneen gox-goxaan yi ñëw daje fi ñëw faju fi nga xamante ni fa mooy chaume looloo waral Dakar nekk en tête mais buñ ne Dakar aussi dañ naan banlieue bi dañuy xool mooy ëpp li muy notifié ci cas ci nga xamante ni ci région de Dakar li koy waral nag mooy pauvreté bi mooy promiscuité bi parce que feebar bi dafa doon loo xamante ni bacille la bacille bi ni ñu koy wàllante mooy que boo ko amee fajowoo booy ticheli wala ngay sëqat gouttelette yooyu ngay sànni yaa ngi bàyyi bacille mu dem ci air bi kon donc bu demee ci air bi nag ku ci nekk da koy noyyi mën naa ko noyyi keneen noyyi ko mu dugg ci biir yaramam mais nag doomu aadama moo wute ni ko suñu borom bindee am na ñoo xamante ni dañoo xiibon lu dugg seen yaram daan leen am na ñoo xamante nag yàlla da leen kattanal doomu jàngoro bi mën na dugg sa biir yaram mais teewul sa système de défense yi dëgër goo xamante ni da koy faat très bien te mën na dugg sa yaram aussi toog maanaam ñetti at jàpp fukki at ak juróom door a génn moom la ñuy wax période d'incubation c'est de 3 à 15 ans très bien ci biir 3 à 15 ans yooyu nag ci la feebar bi di commencer manifester wu mais du la dugg tey rek génn suba d'accord Diarra yan jumtukaay ngeen tëral pour xeex li nga xam ne moom mooy maladie bi di lèpre su fekkante ne état aussi jàppale na leen ci yan aspect waaw jërëjëf Mame Diarra jumtuwaay yi ñuy teg déjà wax naa fi léegi programme national d'élimination de la lèpre nekk biir ministère de la santé et de l'action sociale mais ci biir programme boobu aussi am na ñeneen partenaires yu fi nekk yoo xamante ni ñu ngi koy jàppale déjà y a le centre hospitalier de Rode de Malte bi nekk biir hôpital Fann mais y a aussi d'autres partenaires yi nga xamante ne ni ñoom ñooy jàppale état du Sénégal ci pàcc mi bokk na ci ay ONG yoo xamante ni dañuy intervenir dans le domaine social comme dans le domaine médical mais li gën a am solo ba am solo rek mooy que feebar bu la dalee garab gi lay faj c'est disponible et c'est gratuit il est pris en charge par l'OMS l'Organisation mondiale de la santé moo koy jox ci dëkk yépp gratuitement mais jafe-jafe fi mu nekk mooy que feebar garab googu mooy faj feebar bi mais feebar dafa am yeneen garab yoo xamante ni mooy accompagner paj mi loolu la ñuy wax des médicaments adjuvants mais souvent loolu c'est à la charge du malade d'accord te day metti parce que ay analyse la ay rajo la ay garab la yooyu jënd yoo xamante ni malade bi moo ko war a débourser jënd ko waxuñu sax ne dañ ko war a jox gratuitement mais problème mooy que malade bi bu la feebar bi dalee balaa ngay xam ne lii moo la dal fekk say poche bënn na parce que di nga jaar ci sidi bi jaar ci saaxo yi ñu naan la ndoxum siti laak lii laak dañ la sànni kort rek fekk du loolu te foo ci jaar da ngay débourser xaalis fi ngay xamee ni nag looloo la dal fekk say poche bënn na looloo tax ñu naan c'est une maladie sociale
c'est vrai la direction de l'action sociale mi ngi fi di jàppale les personnes affectées par la lèpre ci yu bëri parce que programme de filets sociaux yi fi état teg yëpp ñu ngi ciy bénéficier. mais mun naa ne aussi c'est une maladie handicapante parce que gis nañ si ñoo xam ne dinañ ñàkk yenn si seen i cër derrière qu'est-ce qui est fait bu soxlaa nit ki prothèse wala yenn appareils yi pour mun ko accompagner est-ce que loolu noonu tamit taxawaay boobu ministère mu ngi si ak yenn seen association lan ngeen ciy def. tout à fait madame lèpre dafa nekk pourvoyeur d'handicap. li ci yéeme mooy que infirmité lèpre c'est irréversible bu la xasee ba dal c'est à vie mënatuñ ko rectifier kon donc li am solo mooy li ñuy wax dépistage précoce mooy que bu la dalee ñu teel ko xam faj la nga wér sans infirmité wax nga dëgg nag di nga laaj li ñuy wax réadaptation mooy que léeg-léeg di nga soxla ay protège di nga soxla ay orthèse ak yeneen c'est vrai nguur gi mi ngi ci jàpp mais doyul parce que yooyu noonu dafa doon loo xamante ni dafa cher goo xamante ni jéggi na dayo boo demee Sénat dañu naan ay prothèse 300 000 prothèse 400 000 prothèse 500 000 loolu malade mënu ko jëndal boppam. certes am na ONG yu fi nekk comme ONG Daaw Sénégal ñi ngi jàppale malade yi ci yu mel noonu mais ñooñu mënuñoo def lépp. parce que mënoo jël malade yëpp en charge kon donc foofu la ñuy xaar état mu gën a dugal loxoom ci paj mi. bu ko defee ku mu dal ak ay infirmité ñu teel la jël en charge jàppale la ci ay protège nga mën a réadapter wu insérer ci biir. ñu gis ne kuy amee ñi nga xam dañoo amee feebar bii di feebar bu mag bi dañ leen utal ay village de reclassement lan ci te man personnellement dama jàpp ne village de reclassement yooyu ay genre stigmatisation la parce que tey boo amee lèpre mun nga am doom boo xam ne dundul lèpre kon tey loi bi tënk village de reclassement yi fan la toll. waaw loi boobu ñi ngi koy wax la loi 7603 du 25 mars 1976. mooy di régir li ñuy wax les villages de reclassement social. qui sont au nombre de 9 au Sénégal mais villages yooyu boo xoolee cartographie Sénégal administrativement parlant existé wuñu parce que loi boobu moo leen régir foofu nag dama ciy woo Ousmane Ndiaye mi nekk M23 parce que société civile daf ci am rôle bu rëy bu am importance buñ ci war a jouer parce que mënuma concevoir nga dëkk Sénégal juddoo Sénégal màggee Sénégal yaroo Sénégal considéré wu la comme un Sénégalais parce que bu ñu nee village yooyu administrativement parlant bokkuñu ci li nga xamante ni mooy cartographie Sénégal loolu stigmatisation gënu ko rëy dañ leen a beddi moo tax ñu ne léegi ñun combat bi mooy que mairie yi nga xamante ni nii wala commune yi nga xamante ni nii fa la village yooyu bokk. ñu jël leen daf leen ci seen bopp la ñuy defal village yi wala quartier yi ñu leen koy defal pour dindi stigmatisation bi mais nag loi bi mi ngi ci yoon bi pour ñu abroger ko. parce que direction générale de l'action sociale mi nga xamante ni moo ko porté di def plaidoyer au niveau de l'État pour ñu abroger loi bi c'est en bonne voie te am nañ yaakaar ni dinañ ko abroger mais boobu ba tey ñi ngi naan am nañ yaakaar kon donc mbir moomu mbiru sénégalais yépp la mbiru ku nekk la ci ñun pour que loi boobu ñu mën ko abroger. c'est ça la. xam nga daw ku wéri di mën naa yokk la koy metti. tout à fait. te yàlla suñu borom bu ko fajee bu ëllëgee mën ngaa ko soxla te du ñëw. feebar dañ ko war a assister. taxawu ko jàppale ko financièrement mentalement moralement parce que nit maladie nit tegu ko boppam yàlla mooy seet lu ko neex mu teg ko doomu aadama. dëgg la mais ñun Sénégal ñooy yokk sax feebaru nit ñi parce que li mu wax noonu ber nit baaxul gis nga nit boo ko beree rek am na loo ko xañ te pourtant day li mu def li ñu naan mieux vaut que prévenir que guérir ñoom ñii war nañu leen di jox espace temps d'antenne ci yenn télévision yi ci yenn rajo yi ñuy sensibiliser nit ñi parce que àdduna lépp ci communication la nekk. dëgg la parce que tey jii xawma ni woon sax article boobu loi lan xawma 1976 boobu xawma ni woon sax am na article dama naan dégg nit ñi di wax nii rek comme ni ko maam jaarax ba ñëw ko sax dañuy ragal a wax bu ragal a wax tur bi feebar la comme ni naan siburu ay feebar bu mag bee bu ndaw feebar la feebaru ngaana la dañ koy faj bu ñu gis nga bu ñu complexe baaxul nit ki li la dal da nga koy wax feebar dong la baat bi ñaaw da ku la mën a jàppale jamee boo ne feebar bu mag la nit da dam feebar bu mag bi dama naan siburu la kii ni ngas la kii ni tuberculose la kii ni la mais boo nee diw gaana moo ko dal ñu xam ni gaana la ñaawul ñu mën koo jàppale ca la mu nekk bi ci des tamit mooy encore une fois li ñu doon wax rek xaalis bi di génn nii nañ ci jox ñi am na ñu ko soxla dëgg la sar xoole lu topp néew bàyyi seet sëñ Modou balaa may ñëw si sëñ Ousmane parce que moom interpellé nañ ko man dama am benn question bu may posé sëñ bi mooy par rapport ak Sénégal ay ci ginnaaw dañu fedawoon dégg feebaru ngaana daanaka xaw na fee génn lan moo indiwaat feebar bi ñëwaat Sénégal ndax ñoom jàngat nañu ko ba xam lan la pour mën a dellu foofu mën faa trouver ay solution très bien monsieur Diagne jërëjëf sëñ Pape
feebar bi mës a génn Sénégal parce que dañ ne woon dañu nekk ci élimination phase élimination phase contrôle ngay njëkkee dem phase élimination dem phase éradication Sénégal contrôlé na feebar bi nekk ci phase élimination parce que OMS dafa am grille bu mu joxe. ne dëkk bu toll ci 1 cas pour 10 000 habitants dañuy jàpp ne éliminer nga feebar bi Sénégal weesu na ko sax mi ngi ci 1 cas pour 40 000 habitants. D'accord. Mais ba ñu éliminer nag jàpp nañ ne éradiqué nañ fekk éradiqué ku ñu loolu bokk na ci li tax ñu bàyyeeku boobu tax li tax feebar bi di dellu si waat mais nag ba tey ñi ngi ci phase élimination génnaguñ ci kon donc li am solo rek mooy que na état gën a dugal loxoom ci li nga xamante ni mooy dépistage précoce bi parce que combat bi yëpp mooy que nit ki ko am na ko teel a xam teel a faju ñu teel ko jël en charge mu bañ a am infirmité bañ a am handicap parce que li tax mu doy waar mooy que handicap bi wax naa ko léegi c'est irréversible mais li ci gën a doyti waar mooy que dafay dal ay jigéen sur le plan social mais kooku tey lan la mën liggéey moom laa lay wax li ñuy wax reconversion dafa am solo parce que bu la dalee am na yenn métiers yoo xamante ni boo ko mënaan dootoo ko mën kon kooku dafay laaj benn accompagnement social pour mu mën a insérer ci biir société bi mais tey jii boo jëlee ñi nga xamante ni ay jigéen lañ mu dal la nga am ay infirmité say loxo lemu mënoo liggéey mais jigéen bu amul loxo ñàkk na lépp parce que dina togg dina fóot dina paase dina raxas ñaan na am borom kër toppatoo borom këram mais loolu bu la dalee yow mi jigéen foo jëm kon donc accompagnement social daf ci am solo man souvent damay wax ne la lèpre question sociale la plutôt que médicale parce que lu tax mu nekk social mooy que bu dee médical bi diagnostiqué nañ la xam ne moo la dal jox la sa garab li ci des accompagnement social la kon donc accompagnement social boobu dafa war a am solo dañ ko war a gën a saytu sëñ Ousmane d'abord dama koy remercier di ko féliciter ci initiative bi mu jël parce que lu rafet la initiative bu noble la ñii dañu war di comme ni nga ko waxee di dem ci plateau yi surtout contexte bi M23 nag question bii su ma juumul biir siège M23 am na ay nit yu fa ñëwoon yoo xam ne doon demander à ce que ñu déclasser maanaam loi bi ñu dindi ko parce que loi bi yàgg na 25 mars 1976 yàgg na c'est-à-dire tey loi boobu noonu xam nga lan la indi xam nga Sénégalais bu ci nekk day taxaw naan man je suis sénégalais 100% à part entière mais loolu dafa mel ni yéen dañ leen def entièrement à part tout à fait tey damay woo surtout contexte bi candidat yi dem leen fépp ci presse bi au lieu ngeen di ñëw ci M23 dem leen ci candidats yi 5 candidats yi il faut ñoom ñu jël engagement ci feebar bi ak ci yeneen feebar yi ak yeneen jafe-jafe am ci réew mi parce que lii la ñuy xaar ci candidats yi seen profil ak ñoom lan la ñuy proposer askan wi maanaam pour jafe-jafe yi ñu weesu ko damay laajte tamit leen yéen seen xeex bi au-delà ministère de la santé ñan ak ñan ngeen ciy liggéeyal parce que ONG mi ngi fii société civile mi ngi fii comme li ngeen def nii ñëw fii ci organe de presse bi baax na dem leen ci ñeneen ñi ngeen wax ak nit ñi parce que loolu c'est injuste ku ko dégg jarul sax muy jéem a comprendre jarul muy lire loi bi parce que mi ngi mel dañ leen considérer comme des Sénégalais entièrement à part neexuma parce que su may sœur la su may frère te Sénégal benn la loolu c'est inadmissible en 2019 dafa war a jeex il faut en profiter aller vers les candidats maa ngi woo candidat yi ñu engagé wu ci lii tout à fait jërëjëf Ousmane parce que ñun ci li la ñuy xaar ci Sénégalais yi li la ñuy xaar ci société civile parce que combat bi fi mu toll nii combat de tout un chacun la war a doon pour que ñu déclasser village yi pour que ñu gën a intensifier la lutte contre la lèpre parce que fi ñu toll ci jamono ji tembe ak médecine ni mu avancé tey mënatuñu nangu nit feebar dala di la laagaloo mën nañ comprendre nag mu dal la xamoo fooy fajoo ba infirmité yi ñëw mais ku mu dal ñu jël la en charge waroo mën a am infirmité c'est vrai wax nga dëgg xeex bi à part ministère de la santé et de l'action sociale il y a d'autres partenaires yu fi nekk yoo xamante ni ñoom ñooy accompagner ministère de la santé et de l'action sociale parce que ñëpp xam nañ ne état boo waxee ñu ne état amul moyen mënul nekk fépp loo wax ñu ne ay partenaires techniques et financiers ñi ngi fi parce que léegi-léegi tuddal naa la ONG La DAO est une association allemande qui lutte contre la lèpre et la tuberculose nekk fi plus de 40 ans dem bañ koy jaawale ministère de la santé parce que moom moo mës di taxaw les personnes affectées par la lèpre mais boo xoolee ONG dafa am durée de vie ONG du fi nekk éternellement du fi amul éternité li mu mën rek mooy gunge état tegu ci raay mu bàyyi kaak mu dem kon donc ñun foofu la ñuy xaar état du Sénégal mais li nga wax léegi dëgg la soxna si ma daaneel li waral li mooy que boo xoolee journée mondiale de lutte contre la lèpre ñi ngi koy célébrer chaque dernier dimanche du mois de janvier d'accord célébrer nañ ko mois de janvier bi passé à Tébi ak Djibélor
parce que foofu ñaari village de reclassement yu nekk biir Ziguinchor am ay logements yoo xamante ni la direction générale de l'action sociale ñoo ko fa tabax pour les personnes affectées par la lèpre mais ni ñuy tëjee journée bi muy journée de plaidoyer et de sensibilisation ak journée boo xamante ni journée de mobilisation nationale la parce que bu ngeen fàttalikoo Sall xam naa di nga ko xam am na association bu ñu doon wax ASAL te fa Ben Madi Cissé jiite woon ko mu nekkoon association d'utilité publique Sénégal man je me rappelle bi may nekk xale dañ daan indi ay pot ci école yi ñu ciy dugal xaalis pour ces gens là di leen dimbali mais mobilisation nationale boobu dafa war a am parce que ces gens là Sénégalais yi ñoo leen war a taxaw ñoo leen war a jàppale bu ñu leen ko defalul bàyyi nañ seen bokk bedd nañ seen bokk donc ni ñu koy tëjee mooy samedi prochain dafay am li ñuy wax benn panel scientifique avec le docteur Lalla Fall day ñëw wax sur les signes cliniques de la maladie pour que nit ñi mën a xam nan mooy feebar bi ñi koy defee complexe culturel Léopold Sédar Senghor à partir de 9h inchallah. Merci beaucoup Serigne donc lu may sëñ Modou Serigne Pape Modou Diagne voilà yokk si Pape bi président association sénégalaise de lutte contre la lèpre di remercier également ki nga xamante ni moo di Mame Diarra ñu def benn pub dellu soit si plateau bi ñëw fekk si Adjara ay son invité ak événement bi mu leen doon wax. Puisé au cœur de la Casamance dans une nature sauvage et parfaitement préservée, filtré naturellement par plusieurs couches de sable fin qui lui confèrent une minéralisation équilibrée et une douceur exceptionnelle, la Casamançaise est une eau minérale naturelle, légère. J'aime qu'elle soit issue de la nature comme un cadeau. La Casamançaise, naturelle comme j'aime. La Casamançaise existe en 10 litres, 5 litres, 1 litre 5 et 60 centilitres. Toutes les infos sur casamançaise.com. Les week-ends économiques du groupe Excaf Télécom reprennent avec beaucoup d'innovation. Démarrage le 9 février 2019 au monument de la Renaissance. Faciliter le contact entre le producteur et le consommateur final, tel est notre credo. Pour tout renseignement, appelez le 77 016 29 05, le 77 920 36 89, le 76 614 60 85 ou le 70 720 36 00. En bon leader, venez réaliser vos projets les plus ambitieux. Du nouveau à Excaf Télécom avec les décodeurs TNT. Deux nouveaux modèles d'antenne TNT de marque Televez. Antenne TNT Edge à 10 000 francs avec 10 dBi de gain. Antenne TNT V Zénith à 15 000 francs avec 15 dBi de gain. Fabriqué en aluminium inoxydable pour une longue durabilité et en plastique ABS. Une grande résistance face aux intempéries. Robuste et légère avec un gain de 10 à 15 dBi. Système de montage rapide et solide. Sous système de fixation en mat fabriqué en Zamac apporte avec grande robustesse et stabilité face aux conditions climatiques défavorables. Conception et fabrication réalisée en Europe et soumise à de stricts contrôles de qualité. De plus, pour la réception UHF, elle intègre un système de filtre qui bloque les interférences sans perturber la pleine réception du signal. Avec les deux nouveaux modèles d'antenne TNT de marque Televez, vivez encore et toujours le meilleur du numérique. Le monde impitoyable de la haute couture, Maria Gianni est toujours la meilleure. Va te faire voir. Elle exige la perfection sur son podium. Belle, c'est pour les top modèles, ce qui est loin d'être son cas. Mais ce qu'elle fait dans les coulisses est tout sauf joli. Ça devient de plus en plus chaud. Espèce de salaud! It's sound from Zbax. It's sound from Zbax. Yeah. Si yow laa doon gis sa bopp sama seetu. Du ma sa deñ. Never, never, never du ma sa deñ. Lu ñu dund maa
maag yow du ma sa dañ lu ñu jot a dund du ma sa dañ du ma sa dañ lu ñu jot a dund du ma sa dañ lu ñu dund maag yow du ma sa dañ never 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 loolu du dañ sama tour mi ngi dem fu ma yeggul te fay ma benn coxeur wax dan kay woodu yaay sama joo wutal koosër ñuy wax lu la neex di ma jébaane bugguma la gis comme fantôme bul ma laaj lu tax ma changé boobu laaj ama tontom kenn du ma dicté du ma dégg booy fëkk naan niité ndax rek moo may jox ma niité bu dee lii laa bugguma niité kër occupé man mii si yow laa xippé léegi sama bopp laa kippé bullshit du ma sa nekk dëgg la jum naa waaw waaw jum naa bro dama foogoon mu ñu na boo mer nañu ànd bi na boo naka yow da nga bañ waaw waaw da nga bañ bro kon yàkkal dar sama doo sànni la xeex suma dëddoo maak yow du deñ loolu dund maak yow du ma sa deñ loo ma mënti defit loolu du deñ du ma sa deñ never 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 du ma sa deñ lu ñu dund maag yow du ma sa dañ lu ñu jot a dund du ma sa dañ du ma sa dañ lu ñu jot a dund du ma sa dañ lu ñu dund maag yow du ma sa dañ never 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 loolu du dañ ku xas ba am 20 ans leer na la mënatoo am ami d'enfance ku lay xoolee boppam fun la attaqué mu jël sa défense sama xol mi ngi xaacu dem naa léegi ba miss you homie nama naa ko ne réyun daan def maag yow ah miss you homie toi-même tu sais maag yow booy gëj nañu gisee sama dundu noonu la tiisee sama xol comme si dañ ko la tiisee yoon yee juyoo gëj nañu ko lante defatuñu diyoo rus nañu xoolante donte li doon tee bi ànd nekkatu fi mbonte jëm si sa der rus naa ko tufli ku nee na dem ak mbagam mais li ñu fas booy warul nagam ñu gëm du ma sa deñ never 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 du ñu dund maak yow du ma sa deñ xaajaloo nañ waaye du ma sa deñ never 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 du ma sa deñ lu ñu dund maak yow du ma sa deñ lu ñu jot a dund du ma sa deñ du ma sa deñ lu ñu jot a dund du ma sa deñ lu ñu dund maak yow du ma sa deñ never 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 loolu du deñ merci beaucoup ñu ànd ak Al Mouhtari ak DJ Birou nee na ni ma ko prononcé daa ko xaw a anglicisé xaw nan lay demee noonu waaye Birou lay wax ñoom ñaar nekk tey suñuy invité nekk suñuy artiste ci toi-même tu sais di leen ko wax sànq nee naa leen am nañu seen métier bi nag ñu ànd ak Pape mi nga xamante ne nii Pape Ndiaye di président jeune tailleur du Sénégal mi ngi fi moom ak Adjara Ndiaye waaye it am nañu beneen artiste boo xamante ne moom it mu ngi fi si plateau bi waxoon naa leen ko ci début bi muy Cheikh Mbacké di metteur en scène Arcos Guédiawaye waaye nekk artiste ndax des fois ñu gis ko moom it mu nekk devant la caméra di def waaram donc moom it ci kanam tuuti dina ñëw gën a yaatal ci film boobu nga xamante ne jeudi bu jot ngeen seetaan ko fii ci DTV mais damay ñëw ci suñu ndaanaan Al Mouhtari maxi bi décembre 6 titres lan nga si génne touche personnelle bi nga xamante ne wuute na ak mixtape bi nga ñu joxoon 2015. waaw Ficha benn je peux dire que ni par exemple mooy Al Mouhtari bu màgg bi quoi. genre maanaam comme nga nekkoon xale nga màgg quoi. màgg gaaw na. waaw mooy loolu. parce que dañu. màgg cinéma parce que musicalement dafa am yoo xamante ni par exemple. xam nga màgg film cinéma yi. waaw yow liir bi rek. màgg trucage yi. musicalement dafa bëri yu bëri yu ñu def si diggante bi. expérience bi gën a yokku vécu bi aussi si côté musique bi gën a yokku xam-xam bi aussi lu si ëpp si la gën a yokku quoi. maturité am daal maturité quoi. Ficha bi lan lay tekki. waaw Ficha comme sànq lu ma la waxoon si cette affiche bi rek Ficha ça veut dire afficher jargon réseaux sociaux yi la. d'accord donc ça affiche Al Mouhtari ça affiche aussi nit ñi may déglu.
ay thèmes de société yoo xamante ne yaa ngi ko si abordé ci biir. waaw ça am na benn son buy wax affaire de fi la ëppee buy wax affaire géro comme genre yow mi dëkk ci hood bi comme niñ koy waxee. banlieue bi et tout. donc pour wax ni aussi bu gars yi complexe quoi. genre boo dëggee si kii bi waaw nga gëm sa bopp fier fi nga dëkk xam nga. xam ni yow mun nga ko def mu gën a kawe quoi. yow fan nga dëkk. man maa ngi dëkk Saint-Louis Daaru laa dëkk. waaw gars yi xam Saint-Louis na xam ni Daaru. géro la waaw très bien. dëgg mu naan giro la di dëgg rek Saint-Louis foofu bàyyi koog banlieue Dakar bi juste un message pour tes fans parce que xam maa ngi doon wax naan yaa ngi si promo album bi te 2018 bii la génn ci fin d'année bi donc lan nga teg loo xamante ni pour ñoom la. waaw di leen wax aussi ñu ngi préparé affaire yu bëri ak waa Hitbox mooy label bi ma signé. d'accord donc ñu ngi préparé affaire yu bëri pour Almoukhtari comme récemment ni ñu defee concert Institut français bu Saint-Louis. def nañu affaire yu bëri ñu ngi préparé aussi affaire yu gën a koy comme ay clip si fichage yi et tout donc na gars yi xaar Almoukhtari comme dab. merci beaucoup Almoukhtari ak DJ Birou léegi seen métier. Le tailleur, la précision dans la coupe. Nous dalal fi ki nga xam ne moo di Pape Ndiaye président association des jeunes tailleurs de Colobane Pape ñu bëggoon a xam parce que parfois dañuy. pourtant man yokkoon naa ko grade de newoon naa ko du Sénégal ndax yére bu mu sol yow nga ñëw di ko yemalewaat Colobane la doo ma bàyyil mu def Sénégal. non Colobane la damay bañ après moom tamit dina xam naa dina rectifier boppam association bi parfois day am ñoo xamante ni dañuy jaawale. styliste bi liggéeyam ak tailleur bi ban différence moo am ci ñaar ñooñu. bon maa ngi leen nuyu Adjara di nuyu ñu nekk ci plateau bi encore une fois. c'est-à-dire boo déggee stylisme ak tailleur. dans les normes bu njëkk booy jàng ñëw lépp lañ lay jàngal. boo gisee léegi tailleur bëri mais ñu ci bëri dóor daanu rek la mais ce ne sont pas des professionnels. parce que soo nekkee un tailleur professionnel ñu jàngal la ñëw mën saala xam na li may wax ki mën ñëw xaftaan bu baax boo ko joxee chemise da koy ñëw boo ko joxee pantalon da koy ñëw. mais léegi dañu spécialisé wu kenn ku ci nekk. spécialisé wu am na mais d'une part xam-xam bi léegi la ñu wutatul parce que soo xoolee léegi la plupart des jeunes li si ëpp dañuy am jafe-jafe si seen famille rek dem dugg tailleur. tailleur mënoo ko jàng ci 6 mois mënoo ko jàng ci 1 an tailleur da nga ci def 5 ans 6 ans 7 ans. bu maîtriser lu bëri ba nga xam ni parce que toujours mode soo xoolee mode bi génn nii mooy kagu yi nii manche veste yi ñuy def nii mais boo jàngee boo nekkee tailleur costume pour nga ñëw lii yaa koy dàq tailleur bi ñëw yëre olof parce que yaa koy gën a maîtriser manche veste bi. lan mooy différence bi tailleur bi ak styliste bi. tailleur bi ak styliste bi peut-être moom li muy gis. tailleur bi mën na ko bañ a gis loolu dafay am parce que parfois da ngay am cliente boo xam ni moom moo yokk sa xam-xamu ñëw ku mel ni saala mën na ñëw ne la ñëwal ma 2 pièces mais ni nga koy ñëwalee ni ngay defee épaule bi nii laa ko bëggee. tailleur bi su fekkee niveau am yegguloon foofu bu déggee li ko saala wax une fois que mu def ko rek déjà xam-xam boobu dugg na. loolu mooy différence yu styliste ak un couturier. mais tu peux être soo nekkee un bon couturier styliste bi day nekk ci yow parce que man tey jii li may sol su ma ko daggee damay xam ne su ma ko solee nii lay mel ci man. mais may gis styliste yi sëñ Pape dañuy faral di def modèle. dessiner def esquisse boo xamante ne xëy na loolu lañ bëgg a ñëw. mais tailleur yi bëri na si ñoo xamante ne ñu mel ni sama bos bu ma ñëwee rek ni ko lii laa bëgg mu jël mesure rek pare na si après man à peu près bu ma ko waxee moom xam na li may def donc est-ce que styliste bi gënul am. précision si ki nga xamante ne mooy permettre client bi ñoom mu visualiser li mu bëgg. mu doog koy mettre en œuvre. waaw saa yi foofu damay revenir foofu lu gën a gaaw c'est que soo xoolee léegi sax ñaw léegi la gën a yomb xam nga mu gën a yomb léegi. parce que léegi modèle yaa ngi ci internet bi. waaw donc ñaw léegi la gën a yomb ko avant. parce que avant nit da lay jàngal ñaw 3 ans fi muy daggee doo ko gis da la koy nëbb dañuy da ngay ñëw passé 1 an yoo xam ne da ngay taxaw di passé. parce que sooy passé bés boo toogee ci machine défaut bu nekk ci yére bi bi ñu koy passé da nga koy xam. d'accord boo toogee ci machine bi automatiquement da nga koy rectifier. parce que tey supposons naaru libanais yi soo leen di ñëwal boo leen ñëwalee ba jox leen dañ koy wëlbati
du ñu xool ci kaw. dañuy xool ñaw bi daal. non du ñu xool ci kaw. ci biir. dañuy wëlbati ñaw bi bu dee pantalon dañ koy wëlbati xool ci biir. xool ni nga ko ñëwee ni nga ko tegee est-ce que par exemple normes yi respecté nga ko war a respecté woo ko. mel ni léegi kon ni tailleur yi bare lépp benn différence rek moo am ndax modèle yi yaa ngi ko wax sànq. ci internet bi lañ koy gisee. benn modèle lay am bu kii defee modèle bi tailleur bi dina def modèle boobu dina ko mën a ñaw. mel ni léegi xalaat bi. création bi créativité bi amatul ci tailleur yi. non si am na parce que soo xoolee tey man dama bokk tey ci benn mouvement national des tailleurs du Sénégal muy MTS. volet formation professionnelle bi région de Cap-Vert maa ko yor mais ñun dañuy jël ay cours yoo xam dañ koy defal ay département soit Pikine wala Diamaguène wala feneen chaque week-end dañuy dem ñëw jël lu mat 5 machines jël 20 personnes def leen groupe de 5 ne leen ku nekk na coupe ñu xool ni ngay daggee soo daggee li fekkee ni ngay daggee baaxul ñun dañ lay rectifier bu ñu fa defee 72 heures bu fekkoon dagg bu pantalon dafa la të da nga ko maîtriser bu fekkoon dagg manche veste dafa la të automatiquement da nga ko maîtriser mais soo xoolee comme li ngay wax ni c'est-à-dire loolu si ñëw jigéen lépp mais bu dee ñëw góor la li ci ëpp mooy pantalon chemise costume. mais tamit spécialité bi comme ça kenn ku ci nekk am tailleur yoo xamante ni dañuy préférer di ñaw góor kese. am ñoo xamante ni dañuy ñaw jigéen kese am ñoo xamante ni yëre tubaab rek la ñuy ñaw. xamul waral loolu. loolu tamit est-ce que taxul tailleur yi gën a bëri ñaw bi gën a am solo parce que tamit boo fekkee yow lii nga spécialisé wu rek. da nga ciy gën a xarañ. waaw loolu moom dëgg la parce que xam nga looy def tous les jours bokkul ak li ngay def lii tey suba nga def lële te ñaw compétition la dafa mel ni football. ñaw boo saxee si dara toujours yaa koy gën a maîtriser ki nga xam ne da koy laal parfois du ko laal ñaw loolu mooy secret ñaw par exemple yow haut bi ngay sol tailleur bi koy ñëw tous les jours pendant une semaine boo ko rek tailleur bi koy ñëw une fois dans la semaine. sëñ Modou bi mu sol nii mën nga ko. non kii mën naa lu ko dax kii sama kii la. sama sëriñ bi ñawal ko yombul de. non man da nga may laaj sa gars yi fii ñoom Mohamed ak xam nañ ma bu baax. maa leen di ñëwal seen i xam nañ ma bu baax. dëgg la mais des fois jafe-jafe bi ñuy gis ci seen ak yéen ak clients yi. lan moo tax ñu leen di tappal benn étiquette boo xamante ni tailleur yi de ñoom boo leen waxee dara buñ la joxee jour nangam. di nga ñëw kuloog ñoom à chaque fois jafe-jafe problème yooyu da ngeen koy am ak ñi nga xam ne ñoo di clients yi. te dañ naan tailleur yi moom. voilà mooy loolu. waaw. waaw xam nga lu andi loolu. c'est-à-dire pour man. seet nga wax ji bu baax a baax. man soo nekkee tailleur d'abord gis nga tailleur d'abord dans un premier temps il faut que ñu yar la ki la jàngal métier moo lay yar. gis nga ñun bi ñuy jàng métier soo duggee si atelier bi sa patron dafa naan xool tàll sa loxo nga tàll sa loxo. sa loxo su xawee ñaq mun la demal nga rax suñu ba fomp doog a ñëw toog ci machine bi. bu client ñëwee ci atelier bi dugg. day bàyyi ba client bi dem mu ni client bi lan la sol. ki ko jëkk wax da koy tëgg a métti parce que mi ngi lay jàngal maandu. ñun ay libanais lañ daan ñëwal sama patron moom moomoon Sénégal confection du yóbbu ay caane jour yi aar ba pare yëpp suñu atelier lañ jaar. dañu commencé fu ndaw ba am fu ñu yegg. mais tey jàng métier boobu moo amul léegi apprentissage amoon léegi journalier moo am. man Colobane laa nekk par exemple da ngay jël ay xale ñu ñëw ne la mën naa ñëw ay pièces rek ngay ñëw ay robe rek boo ñëwee ñu jël ngay fay journée 4000 journée 3500 mais xale boobu du progresser si ñëw te une fois que mu dem ba tollu benn niveau bi comme niveau bi ma toll nii dootul ñëw parce que benn matière rek la mënoon. d'accord te loolu li koy waral mooy manque de formation. moom mooy andi problème. te Sala sëñ Pape mi ñëwal na la. non ñawaluguma nag mais bëgg naa mu ñawal ma. danaa la ñawal bu soobee. est-ce que ay waxam man ni mu waxee dama yaakaar ni yow sax da ngaa mën ñëw. non man nag mënuma ñëwee man dama am sama tailleur comme li wax man damay ñëw ni ko ñawal ma lii parce que su ma jëndee sama. yaay designer bi mu cher li ma bëgg nga may ñawal. dëgg la parce que tey turki njaarim bi ma sol tey. am na ñoo xam ne dañ koy def fausse xaftaan. da ngay xool nga yaakaar ni ñett la fekk kole la. léeg-léeg dinañ la ko ñawal ba nga yaakaar ni sax. ñett la mais boo xoolee ci loxo bi ngay xam ni bii. benn la. bu dee ñett da ngay gis 3 pièces bi turki njaarim la. am na ñoo xam ne bu ñu la ko ñawalee. da ngay xam ni ñii mag moo leen jàngal métier. dëgg la parce que turki njaarim am nañu koy ñawee. da ngay xam ni kii tailleur bu mag moo ko jàngal métier. te métier am tailleur ne dafa nekk métier mu riche. nit ki fooy dem
mën ngaa manqué lu ne waaye boo sol mun a kenn mënut a ñàkk sol yee dem ci mbooloo kon métier am tailleur métier am riche la moo tax métier sax xamee yam lu ci mokkul sonal borom mais ni léegi sànq li ma doon wax am na évolution ci métier bi ba am jigéen ñoo xamante ni jànguñu ko sax mais dañuy am seen moyen ubbi seen atelier daal di jël ab tailleur boo xamante ni moom amul woon moyen pour jënd ay machine mu jël ko mu ciy liggéey si j'espère que loolu amul leen lu mu leen yàqal ci seen métier bi waaw loolu mënuñu ko bañ mais d'une part mënoon na ñàkk mais mi ngi créer emploi waaw non xaaral ban emploi lay créer tailleur yi nga xam ni amuñu moyen pour jënd machine parce que tailleur bi nga jël di ko fay chaque mois 100 000 francs mais tailleur boobu soo demee yow ba bëggatoo continuer mais liggéey bi ngay def ak moom mais da nga koy libérer tailleur boobu day gën a manque de moyens parce que ay charge am quotidienne day gën a yokk moo tax ma ne la dafa am loo xam ne par exemple état moo ko mën a régler mooy gis nga la formation professionnelle bi nga xam ni APDA ñoom ñoo ko yor ñoom ñoo war a ñëw di former les gens ma nga xam ni tailleur bu nekk parce que Sénégal mën nga leen jàngal lu nekk ba mu des ñaw ñaw moom sous région bi gisuñu kuñ ci mën parce que tey soo xoolee Colobane à 60% population bi Colobane la ñu ñëwaloo y compris yére olof y compris tenue de travail y compris tenue scolaire y compris 2 pièces yi nga xam ne moom la ñu ñëw muy dem Guinée-Bissau di dem Guinée-Conakry di dem Mali costume africain ak costume africain Colobane la ñu koy ñëwee kon donc tey jii état te pourtant musul subventionné benn tailleur bi nekk Colobane da ngay dem ci banque yi di la lebal boo si nekk Colobane 6 heures du matin la ñuy xëy di wàcc 20 heures subvention d'accord parce que kuy liggéey soxla nga état jàppalal mais cadre de travail tamit dafa am solo tailleur yi fu ne lañ koy ubbee ruq bu am espace rek ñu ñëw loolu parce que soo xoolee léegi moo tax boo gisee léegi tailleur yi nekk ci marché yi actuellement nii marché yi ñoo ëpp doole léegi tailleur yi nekk ci marché yi ñoo ëpp tailleur yi nekk ci ruelle yi parce que xam nga tax parce que loo bi ngay mën a encadré ci marché mënoo ko am ci dans les quartiers ñun ci ay quartiers lañ nekkoon mais bi ñu demee ba xam ne lii doxatul parce que tey jii damay ñëwal ku mel ne Ajara muy liggéey dem ba benn moment ay soxlaam ëpp ko doole dootul ñëwul dëgg la finalement mais boo ñëwee marché nag foofu niveau industrie ngay nekk très bien te niveau industrie boobu état bi loolu la war a xool jàppale si population tailleuru Sénégal merci lu ñu bëgg liggéey ëllëg ñu liggéey ko pour Sénégal gën a yaatu ko. jërëjëf Pape Ndiaye di président association des jeunes tailleurs de Colobane bokkaale ci bu Sénégal. di remercier également Adjara Ndiaye ñu ñëw rek si suñu événement du jour waaye balaa ñu siy jàll bëgg naa leeral lenn rek parce que Pessala ñu ngi ñu koy wax l'incontournable maître El Hadj Diouf c'est de l'humour il faut nous comprendre l'avocat maître El Hadj Diouf a décidé de soutenir la candidature du président Macky Sall et parallèlement Moustapha Mamba Guirassy moom nag nee na président Idrissa Seck lay soutenir mu di xibaar boo xam ni léegi la ñu ko jox Cheikh Mbacké yaa koy commenté tey de bii Actubuzz moom spécial Cheikh Mbacké c'est son ami. waaw maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen remercier ci dalal bi ngeen leen dalal di nuyu sama xarit sama grand sama nijaay Sala Bigué di nuyu téer bi li mu sol rafet na lool Adjara ci sellaay bi sama journaliste bi rapport bi fi nekk di leen nuyu yow ci ni ngay gérer affaire bi di wax ne affaire yi moom doy na waar gars yi de ñu ngi transhumé rek xam ma nag damaa yaakaar ni daal affaire yi comme ni ko gaañu di waxee lëfa ngi ci daal lëfa ngi ci moom lëfa ngi ci sëb la ko bëtt nga ca biir kenn xamul mi ngi ci donc kenn ku ci nekk yaakaar naa ne nag li ngay def xam nga ko bu baax a baax waaye nañu bàyyi xel li ñu doon wax ndax gis nga ànd dañ koy rafetal te it wax dañ koy rafetal dëgg la te ñaari ñi nga xam ne dañoo transhumé yëpp ñi dem seen njëlbeenu wax wala seen départ wax dafay ñaawal wala mu tilimal seen dellu gi ñu dellu moo tax dañ ñuy xuloo booy xuloo na nga ko nooyal ndax ëllëg juboo baay tax dëgg la booy juboo it na nga ko xaw a dëgëru kus lëf ndax ëllëg xulooy tax am na solo loo ciy def daal na nga ko mesurer ba mu équilibré donc di dimension boobu loolu rek laa ci wax quoi parce que ñi leen di seetaan it nit ñi dañoo am xel wax lu la neex fii tey ëllëg nga dem nga naan non c'est-à-dire loolu
mënoo koo layal quoi franchement. pour très bien ñu ñëw nag ci bés nag maa ngi ko doon wax sànq jeudi bu jot. comme da ngeen a xër ñaar ngeen ñuy jox. seetaan ba bonus dolliwaat beneen épisode ku mu neex profito teg sa popcorn sax def yeneen. mais dafa am benn originalité boo xamante dañ ko gis ci téléfilm boobu. bokkoo leen ñi nga xamante ne. dañuy jël benn fee di ko tawi. ci ay kii yu bëri. maanaam lu ngeen sóobu rek ci thème de société. dañ koy évacuer dem ci leneen. pourquoi ngeen tànn style boobu noonu di ko doxee ci li ngeen di liggéey. waaw jërëjëf ci question bi parce que dinañu permettre ñu leeral lu bari parce que ñun loolu nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci bés tàmmuñu woon di ko xam parce que série yi ñu fi gis yëpp dafa am suite logique. leen lu ci nekk bu jeexee fi tey bu subaa foofu la ñuy commencer dem du tiire la li ñu def dafa. c'est un peu sénégalais. D'accord. parce que ñun li ñuy def donc duñ la wan ni ay olof la ñuy làkk mais après boo demee ba ca biir. da ngay gis ni dafay am ay réalités yoo xam ne du réalité sénégalais. dëgg la ñun yooyu la ñuy éviter. donc boo xoolee ci béya bi yaa ngi dégg ñu ne histoire bu ci nekk bokkul ak sa moroom. donc ku ci gis sa bopp bis ay faits divers la yoo xam ni donc yow mën nga dund mën nañu dawal benn épisode boo xam ne peut-être dund nga ko wala gis nga keneen ku ko dund wala gis nga ko et puis dina permettre nit ñi ñu comprendre ni artistes yi yiy joué li ñu leen di jox ay personnage la. dëgg la man tey boo seetaanee épisode bii tey. mën naa ci dem Sénégal da ngay génn loo benn bureaucrate tey man nii maa ngi lay xoolee bi ma la gisee si Kouthia ak weeru koor ba. waaw bët boobu laa lay xoolee nii. waaw moo tax bi ma ñëwee léegi ban bët nga ma ciy xoolee bés ban bët nga ma ciy xoolee. non c'est différent moo tax may xam nga sujet yu bëree ci am. dëgg la am jëkkër am far. dëgg la am na yeneen yoo xamante ne jalousie la. tout à fait am na yeneen yoo xam ne tamit yéen a ngi koy évoquer ci biir donc bëri na yoo xamante ne mën nga ko si dund comme ni nga waxee mais dama ne sénégalais bi dafa am regard boo xam ne moom lay teg ci artiste comédien wala keneen ku mën a kuy artiste la ngay incarner sur scène moo lay topp ba ci mbedd bi amaana dina am ku la koj naan la dimbali ma ngay waxalaatal ma lii nga xam ne waxoon nga ko ci épisode bële wala la waaw ma maslaak yow jàll rek waaye loolu mooy permettre mooy ndimbal gi bés dafa ñëw régler loolu parce que day permettre tey yow suñ dajee ci mbedd mi li nga ma doon xoolee boo seetaanee bés ma def lii nga seetaan kee mu def lii bu subaa mu mel ne bu subaa mu mel ne da ngay xam ne lii ñu may defloo personnage yu may dugg di génn la comme Ibadou bi voilà comme Ibadou bi xam nga doon naa Ibadou tey dem fi Arabie Saoudite di doon xam nga jaaykatu ay jus ak yooyu dëppaat naa tey Ibadou boobu ñëwaat na toog tey boo ma seetaanee ci jeudi bi maa ngi incarné beneen personnage di incarné bi dafay dañuy dem ba sénégalais yu ñu am ñun dañu dem ba dañu comprendre loolu lañ problème boobu lañ daan am da ngay gis koo xam ne dafay doon lànk ci benn personnage dafa doon sol benn mbubb rek wala mu doon nekk paa wala mu nekk muuma wala mu nekk dara rek lang ci du polyvalent daal waaw du polyvalent léegi da ngay dem nag ba loolu dafay dem jur saafara su jur jàngoro parce que dootoo mën a def dara loolu rek ngay def ku fi def loolu leneen rek danaan comme par exemple labaraana yabuma ko sama grand loolu kii bu ñu fi def dañ naan non nañ leen dem jëlee labaraana nangam et pourtant am na yeneen affaire yu ko mën mais dañuy dem ba sénégalais yi ak producteurs yi dañuy dem ba ñoom ñoo koy rey parce que ñiy seetaan ak producteurs yi film yi dañuy yaakaar ne labaraana lama rek la mën dëgg la alors que am na leneen ak leneen loo xam ne mën na ko si wàllu casting bi parce que tànn fi tamit dafa am solo dëgg la naka ngeen di def ba ñooñu ñëpp mu nekk ay pièces yoo xam ne puzzle bi bu taxawee day leer naa ñi ci ñi koy seetaan waaw xam nga ñun association lañu yor ñun ñu ARCO association des artistes comédiens du Sénégal la 14 régions yi ci Sénégal yëpp am na ci donc ñun ñu yor département bu Guédiawaye yàlla def man mooy metteur en scène bi ñoom ay membres yu bari dëgg la boo demee Pikine tey dañu naan la ay 400 membres la yor nga dem Guédiawaye ñu am ay 250 et quelques membres donc ci parmi les membres ci la ñuy dupliquer d'accord xool ne kii kat mën na nekk mère de famille parce que temps xaw na leer mën na nekk sa yaay donc kii xaw mën na nekk sa bàjjan kii ci norme yooyu la ñuy xool ci temps bi xam nga ci yenn regard yi parce que ci yenn xar kanam yi ci la ñuy xool ñu defaale ci sunu casting xoolaale tamit différence d'âge bi xool ndax kii mën na nekk kii mën na nekk kii mën ñu doxal li ci des nag jeu d'acteur ak effort artiste bi moom moo koy complété. perception bi ngeen ci am ci public bi lan la naka la nit yi gisee li nga xamante ne yéen a ngi koy def. waaw au début xawoon nañu am problème parce que comme ni nga ko waxee sànq gars yi comprendre wuñu woon parce que bi ñu ñëwee gis ni bés da ngay def lii tey def dafa xawoon jaxase seen bopp parce que tam bariwuñu lu ñu daan gis série yu mel noonu comme ni nga ko waxee série yi fi am rek noonu rek lañ daan gis. mais bi ñu demee ba comprendre béskat ay faits la yoo ay faits divers la yoo xam ne dañ koy kii. ci la ñu doog a comprendre nag ne kon bés beneen aspect la bu bokkut ak aspect bi ñu doon am.
donc léegi nag pour léegi nii donc nit ñi bëgg nañ ko ñu ngi koy seetaan bu baax a baax. loo may mosal ci li nga xamante ne jeudi bii mën naa ko seetaan benn avant goût rek boo may. est-ce que bu ma la ko mosalee duñu daan àdduna bi yëpp. duñu seetaan. ñëpp duñu seetaan. ah may ma ko waay comme ñi ngi ban heure. ah ñi ngi ban heure fi mu toll nii. nii dafa mel ni moins 5 léegi mu jot de. xaaral 20 heures rek mu kii. 21 heures rek bu journal jeexee rek moo kii la ko. ma nekk gënul rafet nga yaakaar. waaw. yow da ngaa neex bande annonce maa ngi koy doog a gis bande annonce boo xamante ne ni yow lii sax du teasing. mosaloo ma sax da ngaa jékki-jékki rek na ma bàyyi xaar. waaye garaawul. Cheikh am ko ñoo far. naa la seetaan bu ñu waxtaanee jubóo. bu ma d'accordul naa la ñoppati. si li may seetaan domp ma bul ma ñoppati domp. domp la jërëjëf Cheikh Mbacké am na solo ci li nga xamante ne indil nañu ko tey di série bu am solo boobu nga xam ne ñu ngi koy seetaan fii di ngeen ñu ci gis sax si ay rôle bu ñàkk des fois xam nga ñun dañoo polyvalent wax naa fi keroog damay way wax naa fi damay jouer mën na am suba ma nekk leneen seetaan leen rek di ngeen gis yeneen kii dama juum baal ma sëñ Modou Cheikh Mbacké laa jógee bëgg wax Père Sala dimbali ma sëñ Modou jërëjëf Père Modou boo neexee Père Modou sëñ Modou tàggatoo ak sa invité waaw li may tàggatoo ak moom day doon benn question mu tontuwaale ma mu nekk benn genre message booy lancé ci mbooleem jeunesse sénégalaise waaye itam les acteurs politiques du Sénégal ndax moment bi ñu dëgmal la fi ñu toll nii ci ko xam M23 xam ko ci manifestation situation bi tey looy wax askanu Sénégal ak fi ñu dëgmal muy élection présidentielle 2020. 30 secondes. pour d'abord nguur gi laay njëkk a wax. ne ko moom mooy am responsabilité teg jàmm def élection yu leer. kon nguur gi nañu respecté candidat yëpp. candidat sortant ak yeneen candidat yi laaj. ñëpp nañu yem ci élection bi. nañu leer naññ. bu ko defee jàmm am ku bëgg a manifester. parce que da ngaa faral candidat. nga jaay candidat bi. moom profilam moom programme. Sénégalais bi ñu ko wóoloo ñu fal ko. keneen koo xamee sa candidat dañ ko recalé nga bëgg a manifester. war ngaa mën a manifester. waaye nga manifester ci yoon. bul indi fitna mbër yi. dëgg la gros bras yi. nañ moytu. merci parce que nag liggéey lañ yor bu leen kenn yàqal. merci beaucoup nañ bàyyi ñu leen di utiliser comme des nervis. merci jeunesse bi aussi nañ maandu. merci Ousmane Ndiaye ñu ñëw si avis du jour plus ak Père Sala Bigué. am na lu ñu doon kii noonu bu fekkee. waaw xanaa Payis jox ñu ko rek. Payis jox ñu ko bu fekkee bu fekkee Père Sala Bigué avis du jour visionné. voilà. waaw mu di loo xamante ne ni yéeme na. di ab juma. voilà juma la bu nekk Amérique. juma la bu nekk Amérique. dafa jige ay kër yu nekk ci dëkk bi. ñi fa dëkk ni nodd yi da leen di tànqal. di kaas ba ñu tëj jumaa ji. waaye yàlla sunu borom saa yi waxtu julli jotee rek. ñu dégg nodd googu ci biir jumaa ji bu ñu demee ñu koy xool duñu gis dara ci biir. muy gi ñoom ñoo génn journalistes yi ñëw di ko filmer maanaam mu doon loo xam ne kéemaanu suñu borom. loolu day wane ni axlu samaan lañ nekk yàlla mooy wane boppam. moo tax àdduna boo ci nekkee toujours da ngay dugg ci xur woo xam ni xuru rëcc lay tudd. dagg fa xobu tuub. soob ko ci gënnug yiw. dëbbe ko kuuri tabe. yekk ko ci dabal rëccu. naane ko koogu yiw. bonne nuit. jërëjëf Père Sala Bigué am na solo ci njàngat li di remercier également toute l'équipe léegi xibaaru maraxi ak ki nga xam ne moo di Pape Ousmane Cissé on vous donne rendez-vous demain inchallah pour le dernier virage de la semaine.